mbokku téléspectateurs yi mbokki amateurs yi mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi ziare bu wér-wér ñoo ngi leen di béggee yéen ñëpp xaaral sax ma takk sama masque bi parce que mbër mi yu gën a ragal ci Sénégal moom laa toogal ma takk masque wu ngir mën a wax ak moom parce que su ma takkulee sama masque wu mën naa am problème comme ni gars yi amee problème pour jël avance am mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi tey fi nga xamante moom mooy ci caaro yi suñu nee caaro yi rek il faut ñu wax caaro yi géej mais suñu nee caaro yi mbokk yi mënuñoo bañ a tudd Palla Diop mënuñoo bañ a tudd Reug Reug ndax mooy mbër mi nga xamante ne nii tey moo yore flambeau caaro yi ku bëgg ak ku bañ mu am combat bu rëy boo xamante ni Sénégal Entertainment Group moo ko tëgg mu war a dox ci digganteem ak guy gi ñu fekk ko tey ci ay mbokkam ay xaritam ay àndandoom ku gis mbooloo mu takku mi nga xamante ni toog na fii da ngay xam ni kii waa caaro yi am na fu ñu ko teg kii waa dëkkam am na fu ñu ko teg kii bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy def phénomène de la lutte sénégalaise muy Reug Reug ngeen dégg géej gi noonu di riir mu war a dox nag ci digganteem ak guy gi combat bi bari coow lool combat bi nekkoon combat boo xam ne ñu bari dañoo jàppoon du taxaw tey mu taxaw ñu fekk ko ci lieu bi nga xamante moom lay entraîner gis ngeen léegi entraînement yu doy waar yi nga xamante ne nii moom la amal waaye bi mu yegsee fi nga xamante ne moom mooy ci fi xale yi di footballé Reug Reug dafa am lu am solo loo xam ne il faut ñu souligner ko xale yi dañ ko def dafa mel ni ñoom ak xale yi ñoo bokk ndey ak baay arrêté leen seen football bi ñoom ñëpp ñu arrêté ñoo wane ni ñoom ñëpp Reug Reug lañu àndal ñoom ñëpp caaro yi lañu waaye ñoom ñëpp kii moo doon ki nga xamante ne moom la ñu yaakaar tey mu indi leen roi des arènes mbokk yi kon mu ngi noonu spécial Reug Reug mais booy xam naa ne man moom dëgg dama la ragal man comme ni la mbër yi ragalee moo tax ma takk masque toog wax ak yow léegi ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi Reug Reug. waaw Lamine Samb maa lay nuyu di wax bonjour bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu sant yàlla julli ci Yonent bi di ñaanal sama papa ak sama tante yàlla na leen yàlla xaare àjjana firdawsi waaw di nuyu waa Thiaré Géej aw ma seen fay waaw di wax di nuyu tamit maanaam mooy ñi ma war a nuyu. ñooñu laay nuyu muy maanaam sama waa équipe ñooñu ñoo may guddeel di ma bëccëgal kon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax gis nañ ni ñu sonnee si man ko daggee si kaw ba si suuf bàyyiwuma kenn bu ma limee damay juum waaw di wax nag Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi waaw di leen ñaanal tamit bu baax a baax. Reug man dama bëgg nga wax Sénégal yi kan mooy Reug Reug parce que waaw dama bëgg parce que dafa jékki-jékki rek mel ni nga baal ma catuwuma la sama lamine dafa am barke su ma la tuddee da ngay dem te yàlla na nga doon roi des arènes mais dama jaaxal mooy nga wax Sénégalais yi kan mooy Reug Reug. waa Reug Reug benn booy la rek bu dëkk Thiaré Géej juddoo Thiaré Géej yoroo Thiaré Géej waaw benn ndongo daal la rek waaw Reug Reug boo ko gisee muy dox da ngay xam ne ni kii faalewul dara waaw lu mën a am rek dama naan yàlla suñu borom moo fi nekk du keneen xam nga lu ma lay expliqué Reug Reug benn tuut tànkale rek buy doog a door si làmbu waaw di ñaan yàlla suñu borom nag waaw bëgg a bokk si tey roi bi si kàttanu suñu borom. mais Reug problème bi mooy maanaam turu Reug Reug dafa lambewul lan moo indi turu Reug Reug. turu Reug Reug sama benn papa bu naan Sora Kane boobu maanaam théâtre Reug Reug bi si laa judd woon nag ba am ay 3 jours rek waaw si laa judd ba am ay 3 jours rek après sama papa bi ñëw dugg si néeg bi fekk ma fa rek tuddee ma Reug Reug nag sur le sang léegi tur boobu moo law ba tey. mais Reug Reug suñu wax ni Reug Reug surtout papa Kane la Reug Reug surtout dafa doon mbër Modou Kane bu Caaroy dafa doon mbër mais ñu bëri mënuñu ko gëm sax parce que dañuy jàpp ni Reug Reug benn séeréer la rek nga baal man marginalisé wuñu dara quoi parce que nit ko gis mu toj lamb ji noonu gars yi dañ ne non Reug Reug benn doomu séeréer la boo xamante ne nii maanaam ci lamb ji comme ci descendant Yaxya Jóob Yékini ainsi de suite foofu la bokk soo may wax tey foo bokk ci lamb lan nga may wax. waaw xam nga lébu mooy séeréer rek. waaw dëgg la. xam nga lu ma la expliqué ndax boo xoolee Reug Reug bëre na maanaam 2012 la commencé bëre 2012 bi am naa si 4 combats arène après sama papa ma ne fii moom arène bi dafa yéex xaaral ma génn si àll bi dem bëre ji si laa ko génn nag dem si àll ba. àll ba mooy fan. Caalaan Jonwaar ak Ñoojoor mais Ñoojoor laa njëkk a dal après ma ñëw Jonwaar bëre foofu après doog a dem Caalaan waaw loolu la quoi. kon da nga bëre 4 combats ci arène bi nga ne lii dafa yéex ci lan ci am xaalis wala ci compétition wala lan. non xam nga tey jii boo nee Reug Reug rek jeexal na wax bi ndax boo xoolee Reug Reug maanaam ñii di mbuboo maanaam
sama papa mbër la wala sama mag mbër la man bu bawuma loolu man dama dem ñafeel sama bopp te pourtant kenn gënuma doon doomu mbër ndax njaati moo jur sama yaay papa kan mooy sama papa kon kooku bu ñu ko waxee rek amatul len lu may wax foofu mais gëwuma loolu man dama dem faytal sama bopp ñafeel sama bopp imposer sama bopp ne lii laa gëm lii laa bëgg lii laay def looloo tax Reug Reug egsi fii mu egsi tey. ok balaa Reug Reug di yegsi fii mu yegsi tey mais Reug Reug donc maanaam da nga dem wékkandiku woon ci séeréer si ci diggante John Waar ak yooyu da nga fa dem nekk ci ñoom. waaw boo xoolee John bi ma njëkkee dem sama benn grand bu ñu naan Lamine maa ngi koy nuyoo passage sax waa Ñoojoor la si moom laa njëkk a dem dama fekk fii may liggéey port di nuyu sama gars yi nekk port ñoom góor yi dokeer yi foofu laa nekk doon liggéey bi ma liggéeyee léegi sama benn kooku ma lay wax noonu Lamine na ma yow fii doonul sa place ma ne ko man la bëre rek laa man boobu nag fekk na bëre naa ginnaaw raay fii ba ay mbëri séeréer commencé di wax naan kii mën na bëre nangam après si beneen livre naa dem port mu gis ma mu ne ma fii du sa place demal nga nag yaa ngi si àll bi nga dem bëri ma ne ko non man xaw ma fa kenn mu ne ma noonu dinaa la am ku ma la booleel nga dal sama kër ma ne ko amul problème si la ko wax rek sa ëllëg sa semaine ba ma dem ndekete yoo nag sama papa doon mbaal boto léegi dafa amoon benn Ousmane caalan la dëkk kooku sama yaay lu ne la ko defal sama yaay da kaa defoon comme doom xam nga lu ma la si fii lay añee fii lay songo bu lay defee lépp bu paree dem ñibbi fële ginnaaw raay léegi nag si laa ko woo nekk maa ngi Ñoojoor mu ne ma looy def Ñoojoor ma ne ko damay bëri si après si laa dal Ñoojoor ma dalee Ñoojoor ma dem John Waar bëre John Waar am fa nag génn demaat caalaan nag dem si Ousmane moom ma lay wax léegi nag diggante boobu foofu ma ne foofu lu mu dee def naa fa benn 4 mois boo xam ne gisuma baay gisuma pap gisuma yaay di ñafeel sama bopp pour maanaam ëllëg ma mën a dimbali sama yaay dimbali sama mbokk. loolu ci lutte sans frappe bi la. ci lutte sans frappe bi da nga ci am façon ndam bu nekk ba nit ñi yàkkamti woon nga daanu comme ni Yékini daanoo wala Bombardier daanoo wala ñu gagné Barcelone loolu lu ko indi woon. waaw lu ko indi woon mooy maanaam doon xale gëm suñu bopp ndax tey jii ñun gëmuñu woon maanaam dañuy jël làmb rek dem noosi non man sama objectif mooy lan maanaam damay jël ajjuma jël samedi jël dimanche lundi bu amee ma dem jëlaat ko looloo doonoon sama objectif xam nga lu ma la expliqué mais maanaam ñëw fii jël làmb xëy làmb am nga ñëw bàkku amul benn sens ndax ñun ay xale nañ dañoo war a liggéey dimbali suñuy waajur loolu moo tax Reug Reug tey fu mu egsi fii yëpp. Reug Reug lan la gagné ci lutte sans frappe. li ma si gagné. non ma la ko wax moom duñ jóge fii li ma si gagné bëri na trop macha allah. lan ci xaalis. non bëri na boo seetloo benn saison ñi nga ne la Reug Reug gagné salaire ministre lay am 1 million chaque weer. kon nag nga xam ne li ma si gagné bëri na. gétt gi. gétt gi macha allah. nag yi. macha allah lu bëri na trop. man li maa ko témoigné. dafa am benn bés sëñ Fallou Luc Nicolaï tëgg làmb. bi mu tëggee làmb nga gagné fa xaw ma ñaata nag 5 nag xaw ma 6 nag. ñu woola jotuñu la. wala li may wax ni je pèse bien mes mots man ma woo ko jot ko. ne ko Reug Reug sa nag yi jëlee goo ko ba tey. te nag yi ñu ngi fay def 10 jours. mu ne ma grand ñu amee kuñ ko mën a jaay ñu jaay ko parce que man amatuma fu ma def nag. loolu mooy man yow yaa ma ko waxoon. waaw yaa ngi koy fàttaliku. waaw maa ngi koy fàttaliku. waaw maa la ko waxoon ndax boobu li ma am si nag bëri na. waaw avant may ñëw Dakar. waa àll bi xam nañ mu ba pare def naa fa fee falam ba ñëpp xam ma doog a wàcc si Dakar 2014. waaw. ati ñëw nga 2014. léegi yow abandonné nga lépp. bàyyi nga lutte sans frappe bi dugg nga si lutte avec frappe. ñan nga ci dajeel. waaw lutte avec frappe bi boo xoolee ñu ma si dajeel am naa si 15 combats presque 15 combats waaw 13 victoires. 4 derniers combats yi ñan la. 4 derniers combats yi Jordan la. Balla Gaye Junior. Bébé Saloum. Brise de Mer. comment dirais-je Elton ak Gris 2 ay ñoom Saxumba ay ñoom Balla Gaye Junior ay ñoom Boy Diouf ay ñoom Boy Ñàgg waaw bëri naa si daal ay combat yu bëree bëri. da nga am défaite ci lutte sans avec frappe. non amaguma défaite te ñaan yàlla nag. mais lutte sans frappe bi moom defe naa am nga ci ay ñaari défaite xaw ma ñeenti défaite. non musuma am défaite si lutte sans frappe. seetaan ñu daan la non lutte avec frappe sans frappe seetaan naa ñu daan la. lan nga lutte simple seetaan naa ñu daan la lutte simple loolu la compétir la ndax boo xoolee man dem tolloon na ay jamono may bëre ay 40 tournois wala 35 tournois bu may daanu ñaar laay daanu wala ñett te yooyu yëpp final laay daanu. final ngay daan maanaam da ngay am dara. damay dem final laay daanoo ñett yëpp ma jël 43 yi
wala ma jël 35 yi daanu ñett yi final noonu laa def. mais kon yow ñeewoo ay Balla Gaye ay Modou Lo yooyu li ñu am ci moon yi nii. non ñeewu ma leen de ndax man sax mu xëy dinaa joxe dépense. waaw ñii ñëpp yoruñu dara mais suñu xëy nañ joxe dépense. waaw kon nag bëgg mu joxe la dépense sa kër. waaw loolu rek moo gën man chaque jour saa ma yeewoon naa mën a joxe dépense rek. yor nga ñaama. non mooni yoruma mooni maa ngi sant yàlla. am nga kër. maa ngi sant yàlla si yooyu yëpp. waaw sama rek dama ne ndax am nga kër. waaye maa ngi sant yàlla. xanaa nag ku wax maa ngi sant yàlla kay nga. Reug Reug non dama bëgg nga wax am naa wala aw ma am nga kër. aw ma kër. non da nga ko ñeme dégg naa ay. ñaata gaal nga am. non maa ngi sant yàlla bu baax aw ma gaal. aw ma kër wax naa la. mais yow toog nga ak man sama plateau nga ne ma dama am xaalis. waaw da nga ñëw gars yi critiqué la. non critiqué wu ñu ma sax critiqué wu ñu ma le waaw. man mbokk yi critiqué wu ma ko nag mais bi ma gisee Palla ci ginnaaw Reug Reug laa xam ne dinañ ko maanaam côté communication moom Palla mbër la ci. ndax kuy toogal ay Bécaye Mbaye kuy toogal ay Modou Mbaye kuy nekk consultant 2S bu toogee ci ginnaaw Reug Reug man tey li may yàqule moo gën li may am parce que xam naa ni baras bu métti la mais jàppal ni kii dafa lekk suñu avance day tëdd pam te avance moo ñu fi indi mais rek sa digganteeg Elton indi woon coow lu rëy soo may fàttali combat boobu loo may wax. waaw combat boobu bëri woon na coow en tout cas daal ndax boo xoolee bi ma koy préparé coow li bëri woon na trop maa ngi nuyu suñu père Nicolas di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. boo xoolee am na benn signature boo xam ne man damaa waroon a teew Balla Gaye teew Gris Bordeaux te Elton teew si lendemain moom moo oo ko naka père mu ne ma ne ko damay bëri ci 5 millions yi man nga ma kaa may mu ne moom may naa la ko. Reug Reug suñu la nee guy gi looy wax. waaw guy gi lu may wax du ma wax dara ndax champion lay bëri rek loolu laay wax. mais rek est-ce que mos nga am combat bu bëri coow comme combat guy gi nii non dañoo waxante dëgg rek man jot naa sa wàll ci nar wi keneen jot na sa wàllam ci nar wi mais combat bi dafa bëri coow maanaam tey combat yi taxaw yëpp combat Reug Reug ak guy gi la ñuy wax lu waral lool. doy bi moo toll foofu ndax boo xoolee ñaari jàmbaar la ñaari ñoo xam ne du delloo avance ñaar ñoo xam ne dañuy dem ba jeex bu ñu bëree mu neex bu ñu signature mu neex waaw moo tax combat bi toll foofu. mais avance bi yéexoon nañ ko jox ba Palla mii woo na ma ne ma allo my boy non mbokk yi ni ma ko Palla waxee rek laa la allo my boy ça va na nga def booy man instant yi moom xam nga xajatuma quoi parce que dama joxe suma kàddu bu pare te man avance bi boobu ak léegi am na lu muy demee ñu delloowaat ko entertainment parce que guy gi leer na ma ni du jël avance bi instant yooyu loo doon yëg. non yëguma dara ndax boo xoolee man xamoon naa dinaa bëre guy gi. ah bon. yaa xamoon naa ko. ndax non dama ko xam rek. waaw dama ko xam ne ni kii dama wër dinaa bëre moo tax cooy yeeg bu mu lee gisoo sax man ma nekk chaque jour saa moo waxee damay wax pour mu jël combat bi. damay maanaam benn boo xoolee benn dama koy jam benn pion boo xam ne. par force kii voilà dina mën a jël combat bi man loolu rek moo ma siitoon mais du leneen. yéexoon na de. waaye yéexoon na ndax boo xoolee Reug Reug doonul n'importe qui moo koy jël wala nga kaa jël di nga ko xoolaat ndax boo ko jëlee ay coono yu métti nañ nga siy daj. avance bi dugg na géejawaay waa ji ne na génn kër gi avance bi dugg na Fass gars yi ne mais sa avance lan moo ci nekk lan la mais yow booy nga baal ma mais booy tolloo fi nenn noo xamante yow ku ñu jox sa avance est-ce que Palla lañ la ragalee wala Caaroy lañ la ragalee wala lan. waaw nag xam naa Caaroy nañ ma ragalee ndax boo xoolee instant bi mag yi dëkk bi yëpp dañoo pare pour jàppale ñu waaw galaaju Caaroy géej laa la wax xajul si mbër. foofu da ngay tiital Reug Reug non da ngay xoolal Reug Reug da ngay tiital guy gi. non tiitaluma guy gi. non si da ngay champion la non attends guy gi champion la. xam nga ma la expliqué champion la suñu grand frère la bu ñu naw la. da nga koy baab donc. baabu ma ko du ma baab man du ma baab non damay wax li am xam nga ma la expliqué suñu grand la champion la ñuy bëreel dañ koy respecté ba lambu ja mais dama ne la instant yi magi dëkk bi ñoo waxtaan war a génnal maanaam gàllaaju Caaroy géej. teg ko solo. waaw te incha allah si kanam rawuli bët yàlla baax na. ok mais man dama def ak yow benn signature. boobu temps mooy bi ñu signé yow kese amaguñu guy gi. nga ne ma man li ma liggéey sama loxo dëgg kese gu ma ko mooy da ngay tontu ñi naan Reug Reug mënul xeex. waaw mais xam nga tey jii kuy dem États-Unis di préparé wu ji nga yoraat beneen sport boo xam ne tey jii yaa ngi siy pratiquer loo xam ne tey jii leer na ma
sama muru yu mbëri du coono ma siy daj duñ ko si daj kon looloo tax moo wane woon moo waxoon ne maanaam samay loxo li ma si fay génnagul waaw. fan lay génnee. non dina génn. kañ dina génn. non kañ lay génn non dina génn bu soobee. contre guy gi day génn. non contre guy gi du génn. lu tax. non dama xam ne rek du génn. waaw guy gi moom dañ koy bàyyi ak wax ji rek. da ngay kaaw loolu. waaw dañ koy kaaw. da nga respecté wul waa ji wala lan. non respecté naa ko. waaw sunu grand bu ma respecté la bu ma jox cër. mais xale bi de guy gi day xeex ak yow. waaw day xeex amul problème loolu la maa ngi koy xaar. lambu la rek. waaw nit rek la. doonul leneen. yow fi nga ko jàpp daal mooy fexe ba yoot ko ba ne ko nit parce que yow mënoo xeex man sax maa la dàq xeex loolu la Sénégal yëpp wax. waaw amul problème yàlla baax na mën naa xeex wala mënumaa xeex. waaw sunu kanam la nekk. mën naa xeex wala mënumaa xeex loolu lépp sunu kanam la nekk. booy da ngay tiitalaate de booy. non tiitalaate wu ma luy tiitalaate. man xaaral ma tekki sama masque man ragaluma la de dama lay wax lu leer man ragaluma la de dama lay wax lu leer man ragaluma la dama ne. gars yi Sénégalais yëpp nee nañu mënuloo xeex. waaw mënumaa xeex nangu naa ne mënumaa xeex mais si kanam lay leer. mais contre guy gi doo wan Sénégalais yi ne mën naa xeex. non du ma wane dara contre maag guy gi du ma si wane dara. nooy wane ñëw jàpp yàlla suñu borom buñ dañuy ñaan yàlla suñu borom may ñu ndam rek wanuma dara. mais est-ce que xam nga ni affaire bi derby la Caaroy ak Géejawaay. derby la de. derby la. waaw yàlla baax na. non derby la Caaroy ak Géejawaay. waaw yàlla baax na nañ li si kanam rawuli bët quoi yàlla baax na. waaw ñun maa ñu ngi ànd ak suñuy mbokk di wàcc suñu combat nànk-nànk. Balla Gaye moo koy indi Sa Thiès moo koy indi Lac de Guiers moo koy indi Géejawaay ñoo koy ëmb indi. ak Elton mi nga daan dëgg la Palla jërëjëf Palla ah non Palla maa kontaan ci yow. man xamu ñu may indi. déedéet. ay ñoom Ahmed Dem Baye Mandione Issa Pouye Khadim Ndiaye 1 Khadim Ndiaye 2 Ousmane Diop ñoo ñëw may indi. waaye yow tam da ngay tëkkale Balla Gaye ak ay Elton ak ay affaire yooyu ak yow Baye Mandione ak Issa Pouye non dañu waxan ñooñu ñoo ma gënal téeméeri. ñoo ma gënal téeméeri Balla Gaye ñoo ma gënal téeméeri Lac de Guiers ñooñu nga may wax ñooñu laa am ñooñu laay sagoo. mais Géejawaay. waaw mais Géejawaay parce que lan Géejawaay dañoo gën a non Balla koy indi parce que yow xam nga ni avance bi jaaroon na kër Double Less ñu leen a génn kër gi yow dafa lay leer ni yow dañ lay freiné yow xam nga loolu sax yow. sàcc boo xam ne. du rëcc. jaru yàq say nelaw. ban sàcc la. xaw ma. fii kenn du fi toog di gaarawale Sa Thiès ngay waxal. non man Sa Thiès yaa ko tudd. moom lay wax. waaw maa ko tudd Sa Thiès ngay waxal. non man parce que sa combat Sa Thiès lañ doon tax. non waxuma ak moom de. waxuma ak moom de yaa ko tudd. non dama ne la avance bi dugg na kër Double Less ñu leen a génn kër gi nga naan sàcc buy raw bu dul raw jàll rek. Sa Thiès mais xam nga tey jii man maa dama. kala man kala man Sa Thiès a ko man. waaw na jël lépp yàlla baax na. non moo la man. xam nga tey jii. booy bi da laa xeeb waay yow mënoo fi am 5 combats ba pare. attends loolu c'est un non événement. boo bëggee waxtaan wu neex. ki tax nga ñëw fi nañ waxtaan ci loolu. dama ciy laaj ci lépp lambalaay laaj ci léegi xam nga lu tax. yaa ngi énervé de. non man du ma énervé man du ma mer. si rek yaa ngi énervé xam nga lu tax ma ne yaa ngi énervé. yow ku la tugal Sa Thiès rek rey na la yow. non defal nànk xam nga tey jii man du ma tooñ. maa tooñ man. waaw man non attends dañuy waxtaan. man du ma tooñ. yow li nga may wax nii. fii lay dugg génn fii. kon man sa wax bi amul benn njëriñ. voilà si waxin fooy waxee. dina am njëriñ mais boo jàllee beneen baat du am njëriñ ci man boo waxee fi lay dugg génn fi ki tax nga ñëw fi. nañ wax si kooku. mais gaa koy lëng indi maa la xamal lenn lu tuut te bëriwul ma waxaat la ko sàcc boo xam ne du rëcc jarul yàq say nelaw foofu laa yem bu fi indi keneen naan nangam. sàcc bi daal Sa Thiès la sàcc bi rakki Balla Gaye la sàcc bi doomi Double Less la. sàcc bi la ñu doxoon sa avance combat ba taxawul loolu ngay wax. non man waxuma. non maa ko wax man. waaw yaa wax loolu. waaw ok yow yaa ko wax man waxuma ko. ok ci côté mbër daanu nañ mais ci côté maanaam nga baal ma de Géejawaay am nañu Aliou Sall mooy rakki président de la république am nañu Malick Gakou. xoolal te man xeetu jigéen yi ma gis Géejawaay sax man gisaguma ko caaree xam naa dañoo laqatu wala dara bokk. ok waaw léegi maanaam loo bëgg a wax si foofu. non président de la république dafa mel ni mooy indi kuy. moo koy indi. waaw. ok man. ku la indi. ku may indi. waaw ku may indi nga may laaj. waaw. Aliou Sall da koy sotal. Malick Gakou da koy sotal. waaw te ñooñu xam nga seeni moyen rek. man Père Ndiaga.
Père Ndiaga. men. déglu rek Père Ndiaga. waaw Ndiaga ñaa. waaw ah. waaw. kooku rek waxuma ay nangam na Malick Gakou ngay wax. waaw Malick Gakou fii la juddoo fii la yoroo. kër gii la. waaye Malick Gakou géejawaay la waaye bàyyi jàmbur waay. xam nga tey jii. ay jàmbur bu fi këf ay. këf ay waaye guy gi de dama la wax leer. këfuma kooku instant bi may ñëw léegi guy gi woo na ma ne ma maa ngi kër Malick Gakou. waaw loolu du problème loolu dañ ca koy nangul mais dama ne la kooku new fi pour benn mbër ay ñaari mbër kooku maanaam dimbali waate moo ko wax non attends moo wax la kooku day dimbali waate ma jàppul ne kii guy gi la wala kii rëg-rëg la kii wala kii kan pat nangam sangam jàppul lool. Aliou Sall nag day dimbali te yàlla rek. Aliou Sall man xaw ma ko ma xam naa ko ni si tali bi rek mais man musuma kaa gis jaxran nii si tali bi rek laa koy gis nii mais loolu yëpp ñoo ñëpp ñëwuñu nit ki xamal la nag tey gis nga ñooñu ngay wax ñooñu ñëpp est-ce que buñ nu ma la ko mën a expliquer buñ tëjee barrière bi man ak guy gi est-ce que ñoom dañuy ñëw fan nañuy ne merci fan nañuy ne fekk dinañ dem màkk Koulibantang mais ma ñëw non jarul loolu ñoom pël yi yow sa tànk ñoom ñoo leen di fay muuni non loolu anyway loolu du problème loolu deuxième la gis nga lamb ji kaa ma xamal la nag lamb ji gis nga boo mënta bëre amoo doole amoo fit doo dem. ma posé la question. non attends rek déglul rek li ma ñett yoo ma la wax. benn bu si manqué nga am problème. ma posé la question. maa lay déglu. yaa guy ku dàq bëri. guy gi. waaw non loolu da nga koy laaj waa Sénégal du ma si tontu. vraiment ma léegi Sénégal ñoo ma yónni. Sénégal nee nañu. rëg-rëg guy gi moo la dàq bëri. waaw nangul naa ko waxaatal beneen. ku ëpp fit. nangul naa ko. ku ëpp fit. nangul naa ko. non ku ëpp fit yéen ñaar. da nga koy laaj waa Sénégal comme li ma la waxoon. Sénégal nee nañu guy gi moo la ëpp fit. nangu naa waxaatal. dégg naa xam nga lii dafa neex quoi xam nga lu daal lii neex. xam nga lu daal lii neex. Paa xam na ni instant yi mbërëm tiit na. Paa la leer na ko ni instant yi xawla waa ji mënatul léegi mu ne waa Thiaroye mooy maire boobu yoreen micro rek wax daal ne tàccu leen. xam nga ni instant yi rëg-rëg xawla instant yi rëg-rëg non booy delloo avance bi moo gën a wóor. delloo avance bi man yow ñoom man kaa ma wax la nag gis nga ñoom maanaam géej gi ñi nga wax ñoom ñoo koy indi. man amul problème man xam nga ñu may indi capitaine yi géej gi. capitaine yi fii. waaw yi capitaine yi dem géej. waaw ki su mel ni ñoom Sambay ñoom Baye Dewur ñoom Ndiaw ñoom Madia ñoom Dam ñoom Papa Ndoy ñoom Pimbaaw yaa may dégg ñooñu ñoo may indi. ñooñu bu ñëwee fu ñuy yem. xam nga boo seetloo waxoon naa maa ngi nuyu au passage muy Gris 2 waxoon naa ko nekk moto 1000 kees déglul bu baax nag kooku lu ma ko waxoon 1000 kees laa ko wax mais bii paa du ma wax matul 1000 kees xam nga ñaar laa matul 200 kees 200 kees matu ko dégg nga ma 200 kees matu ko day ñëw ma ise mbaal mi tuur ka si gaal gi wiiri ba yoof dem wiiri ba yoof laa la wiiri ba yoof def parcelle doog a def géej waaye teeral foofu gaal gi ku si bëgg rek na yëg. xam nga lu neex xam nga lu neex Boy Niang dafa yor kaasu fondé di ko joxe guy gi rëg-rëg nee na moom gaalam la yor léegi yow gaal gi maanaam boo bëre guy gi ba pare day des biir géej waaye wala day génn. non day def rafet day nekk foofu. day des géej day des foofu. ci géej waay. non si tefes ak géej waay gi foofu lay costé di xaaraat. boo ko daanee nag bàyyi géej gi na dem. bu boobaa non bu ma yebee guy gi ba pare. dama koy ñëw jaay ka yaraax laa koy jaayee. yóbbuwaat gaal gi. serka foofu amateur ka. géej waay si boppam. dama ko fay amateur. dama ko fay yeew ba mu dëgër du génn foofu. ma utaat keneen ku ma si yabaat. waaw xaaral keneen dama la koy yombalal. non géejawaay Sa Thiès fa nekk. géejawaay Lac de Guiers 2 fa nekk. géejawaay Balla Gaye 2 moo fa nekk. ndaanaanu lamb yooyu ñoom ñoo fa nekk. xoolal yow téye sa loxo bi ngay wokkaate nii téye sa loxo bi ngay wokkaate. yaa ngi dégg mais yow kon géej man mais booy gaal gi boo ko tegee géejawaay nii mais booy yow ñun dañu sonal waa géejawaay. non attends yow xam nga yow waa géejawaay nga sax yow. pire fa laa dëkk. déglul attentivement nag. man waxuma la ne la ñooñu dama leen di yeb si gaal gi.
mbëri guy gi. waaw dina yëg si gaal gi par force. waaw loolu laa la wax. mais yeneen mbër yooyu nga may wax ay champion nañ man maanaam ki nga xam Balla Gaye Lac de Guiers ay champion nañ yaa may dégg ak ñeneen ak ñeneen ñi nga lim ñu ñëpp ay champion nañ mais ki ma amal laa lay waxal kooku dina yëg si gaal gi. mais yow mais bu ba d'accord naa. mais bu yëgee si gaal gi ba pare waaw defal nag bu yëgee si gaal gi ba pare. bu ma ko daane maanaam bu yëgee si gaal gi ba pare. yaa may dégg. yow léegi su guddi ga. boo ñëwee naa la wax keneen kuy yëgaat si gaal gi. mais gaal gi day dem. day ñibbi moom day dem day ñibbi day ñëw yaraax day ñëwaat géejawaay. Balla Gaye dawal tuxi ji maris. Lac de Guiers demal nu mu tudd dungu wuru alpha Sa Thiès moom demal parce que gaalu rëg-rëg moom biir géejawaay waaw yow gaal gi xanaa boo leen fa dugalee loo leen def. xam nga ñun boo xoolee si tànk Yaxya nañ ñaar. moom Yaxya waaw. Yaxya lu mu doon wax si gaalam. waaw. dégg nga Yaxya lu mu doon wax si gaalam. déedéet waxam fàttali. non du ma la ko wax. du ma la ko wax. gaal gi ngor la woon nga teeral. waaw te bëgg nañ diw yéeg si. waaw man te bëgg naa gaal gi may teeral géejawaay. waaw kooku na si yéeg. dégg nga ma. dégguma la de waxaata. ma ne laa la gaal gi may teeral géejawaay. muy guy gi dina si yéeg. waaw waaw. après guy gi gaal gi day dem jaayi guy gi. après ñëwaat géejawaay boo ñëwee naa la wax kan moo si yéegaat. mais biir géejawaay lay nekk. foofu lay nekk. fan lay nekk ci géejawaay. ñun ñoo doon bateau ba ñun ñoo am loo xam ne ñun ñoo am loo xam ne. fii mii. attends ñun ñoo am loo xam ne ñun kenn amu ko. waaw ñun bu ma neex man damaa dem géejawaay te du ma jaar ci oto. man damaa dem parcelle te du ma jaar ci oto. man damaa dem Yoff te du ma jaar ci oto. noonu la leen nangul naar mais fan lay nekk ci géejawaay. non loolu moom nañ siy ñaf kot. kot nañ siy ñaf mënaguñ see wax nañ wax si guy gi. waaw. géejawaay man maa ngi yónnee waa géejawaay sa gaal googu. mais gaal gi kan moo ci nekk xanaa da ngay wut ñu la ci wallu wala yow kese yaa nekk ci gaal gi. non gaal gi amul wallu man rek maa fa ne man rek. boo yebee guy gi. waaw. après keneen ñëw. est-ce que xam nga ni man lenn Sénégalais yëpp ko wax da nga yaru. waaw mais réew amul sol amul benn njariñ réew amul njariñ. ba léegi sa objectif mooy nekk roi des arènes. si kattanu suñu borom loolu lañ bëggale. waaw dañuy ñaan yàlla suñu borom moom moo ne ñu ñaan ko mu may ñu. dañuy sabablu rek ay jaam nañ dañuy ñaan yàlla suñu borom boole ñu yor roi ñu yor. ñan nga dul bëreel ci làmb. làmb ñëpp laay bëreel. ñëpp laay bëreel ba mu des waa Kër Massar. safurlaa ñoom Lamsar. à part Lamsar ñëpp ngay bëre. waaw à part Lamsar du ma bëreeg Amanex du ma bëreeg Moussa Mbeur. waaw waaw. mais à part loolu. à part ñooñu ñëpp laay bëreel. yow gëmoo daan. gëw ma daanu lu tax ma xëy gëm. gëw ma daanu daan laa gëm. waaw am naa si plein droit. arbitre ñeme na soufflé nga dox ci kaw guy gi. ku dul guy gi sax damay dox si kaw. non guy gi nga amal affaire. non xam nga boo déggee ma wax la loolu muy maanaam man ragaluma dara faadawuma dara. bu ngeen nee runkum. waaw loolu sunu kanam la ne xam nga tey jii lamb ji dafa des lu bëri. guy gi ñetti yoon laaloo am nga combat bu tëddee di nga xam ne ni yow am nga combat foofu laa yëg. mbokku téléspectateurs yi seetaan seen télévision Futur Média mbokk yi jërë ngeen jëf damay dindi masque bi li tax ma koy dindi fi ma nekk moo tax may dindi masque bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu su ma neexee sax mbokk yi damay jël sama mouchoir ndax fi ma jëm tey moo coofee roofee dooree ah moo tax fomp yàqu ci dara. tey ñu ngi ci ki nga xamante ne nii moom mooy kilifa sport ci réew mi muy kan muy Matar Ba le ministre des sports moom la ñu seet ci tey mbokk yi. war a waxtaan ak moom ci jongante war a waxtaan ak moom ci lamb war a waxtaan ak moom ci coowul CNG war a waxtaan ak moom ci li nga xamante ne nii moom mooy Covid 19 bi nga xamante ne nii dafa lëmbee réewum Sénégal Matar Ba la jongante am tey en exclusivité ñu war a waxtaan ak moom mbokk yi ci lu baree bare tey dina neex makkaanu ministère am lañ koy fekk muy ministère des sports mais mbokk yi li ma nar ak moom mooy est-ce que monsieur le ministre dina nangu wàcc ci suuf man ak moom ñu saafonte bu borom caaf rombee ñu jënd. bu borom gerte rombee ñu jënd bu borom ataaya rombee ñu jënd là je donne ma langue au chat mais dinaa essayer man ak Mbissane ñu xool yéeg xool ndax ministre bi dina wàcc ci suuf waa wala déet mbokk spécial jongante tey ak Mame Diarra Fashion gis nga de Mbissane gis nga ko de moo defati na mu doon def de basin bi Swiss Gold la mais bu dee ñaw bi Mame Diarra Fashion la 77 510 08 09 77 510 08 09 mooy numéro téléphone Mame Diarra Fashion mbokk yi kon mi ngi noonu ah ma dugg xool ministère bi
ñoo ngi jégalu bu baax a baax acca ku wal mburu da ngay tuddub dëkk acca allez-y maa ngi ziare sama jarbaat maa ngi ziare acca ministère bi lañ jëm ministère des sports la ñuy jëm salaamaaleykum grand na ngeen def waay mbaa yéen a ngi ci jàmm naka affaire yi gurtu yi day jaay jaayut sax de ndox mi dañ pour lan la pour raxas oto la rek. makkaanu ministère bi moo nekk nii. waaw moo nekk fii mooy ministère lan. mooy ministère des sports. kan moo fi nekk. Matar Ba. lu ngeen xam ci moom. xanaa baax rek. dina nuyoo. waaw dina nuyoo wax dëgg yàlla. dina joxe bii. waaw dina joxe bii. waaw. kan moo ko ciy raxasal otoom ci ñi. ñun ñi yëpp ñoo koy raxasal. Yéen a koy raxasal oto. waaw ñoo koy raxasal. waaw di ngeen laal li. waaw macha allah moom koy moom bii moom macha allah. ma raxas oto ñaata lay joxe. ma gën a xam moom. léeg-léeg 10 000 waaw mën na ko ëpp sax nag. mën na ko ëpp waaw. mais bu la raxasee tey sédd ma dégg nga. waaw incha allah. Mbisaan makaanu ministère des sports la ñu jëm mais damaa gisul wulli ana wulli. grand na ngeen def ça va. waaw nga ne. waaw wax nga dëgg. waxal ak moom ñun dañ ko dimbali ba mu nekk leader ci biir commune bi. mu wari. wax jeex na. voilà ok mbokk yi ñu ngi noonu kii mooy Ablaye Diop kii mooy Ablaye Diop bu RFM kii mooy booy Ablaye Diop installé na yëpp tey ministère bi dana neex léegi man dama jël risque yu bëri dama jël risque yu bëri yi ma jël Aline Diagne mooy damay laaj ndax ministre bi dina nangu wàcc fii wala du nangu wàcc fii damay laaj ndax Matar Ba dina nangu wàcc fii wala du nangu wàcc fii je donne ma langue au chat damay jéngu waaye kii di sama boy bi. waaw sama grand baa ngi nii le parisien. baa ngi nii. waaw naka mu. sama xarit sama grand yaa baax xol yaa baax yaa gore. c'est moi le parisien. tey c'est toi le. c'est moi le parisien. tey fan lañ nekk ni tey ñu ngi fii ci ministère des sports. ci sunu xarit sunu papa. Matar Ba. waaw borom Fatick. booy xoolal bul tardel sama heure mbokk yi tey spécial Matar Ba ministre des sports mais spécial les 5 minutes de Wouly léegi nag Mbissane da ngay ñëw ñu xool ndax ministre bi dina nangu wàcc wala déet dégg naa nit ku simple la ma am na lu ma xam ci moom acca ñu dem waaw kii du Ndiaye drapeau Ndiaye naka mu. waaye sant rek. ana drapeau bi gisuma ko. drapeau baa ngi nii man ko leer na léegi. leer na de. ñu ngi màkkaanu ministère des sports. waaw ñu ngi makkaan ministère des sports waaw. ana ministre mi ngi si kaw. acca Mbissane kaay. voilà kon màkkaan waa ngi nii gis nga gis nga ku ñu xool xam ni ñu ngi ministère des sports ça c'est la gendarmerie nationale. salaamaaleykum. na ngeen def waay ça va bien. salaamaaleykum bonjour. vous allez bien. ça ce sont les jumelles. oh mes jumelles. mes jumelles à moi. Tu sais, avec les masques, on ne reconnaît presque pratiquement personne. Exactement. Vous allez bien? Mais man xamee naa la depuis la porte parce que sa éloquence bi ci yow rek laa ko mos a. Non, vous avez vu parce que man aussi tamit jotuma leen xàmmee xam nga pourquoi? Parce que masque yi su ma leen gisoon yéen ñaar dinaa leen xàmmee noonu mais kenn rek laa gis. Ça va, vous allez bien? Ça va tranquille et vous? À part tout ce qui ne va pas. Bon, il faut faire en sorte que tout aille mieux. Ok, aujourd'hui jongante avec le ministre des Sports, c'est l'extase. C'est de l'extase et vous êtes au bon endroit parce qu'avec lui, on n'est pas au bout des surprises. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'il est toujours là à l'appui pour la population. Vous? Vu, beaucoup d'activités se sont passées à Fatick, mais beaucoup d'activités viennent en son domaine, il sait y faire parce que loolu la xam loolu la gëm dafa maîtriser sport. Okay. Monsieur le ministre Matar Ba mooy ki nga xam ne tegoo ko fi di ko jàngal li muy defee danga ko fekk ci li mu mën nga jox ko li mu doon mu kiy indi affaire yu bëri gis nga ko Lamine moo tax nga teew fi tey. Man nag ñoom ñaar ñëpp laa bëgg a takkandoo. Match bi tas Sénégal naat ma. waaw man nangu naa ma dafa mel ni est-ce que léegi xam nga nu ñuy def léegi dañ ngay laaj autorisation bi ministre
boo ko mais jotee ministre amul xol buy bëgg. ah mais mooy autorisé nag parce que nag Lamine fu mu toll nii ah. nañ arrêté interview bi loolu moom boo ko. On arrête. wax ñu arrêté. non bu ñu arrêté parce que man samay jarbaat ngeen samay xarit ngeen et xam ngeen man ak yéen dañoo bëggante nag dafa bëri façon ni ngay bëggee sa yaay ni ngay bëggee sa papa ni ngay bëggee sa jabar ni ngay bëggee sa rakk dama la bëgg comme samay jarbaat maa ngi kontaan ci yéen. Lamine tu fais du bon boulot Sénégal gërëm na la ndax tax nga ñun ñii nga xam ne ci nouvelle génération bi lañ bokk ñu ngi xam li xew ci wàllum sport donc félicitations bravo yow daal Covid sax teewu la ay Lamine Samba. maa ngi nii atiwa ñu xool ministre des sports c'est la gendarmerie salaamaaleykum ok thermoflash c'est très normal c'est très normal température bi mbaa baax na la ilaha illallah maa nga ca aca salaam ouvrir la salaamaaleykum vous allez bien vous êtes Monsieur Massamba Mbengue. vous êtes Monsieur Massamba Mbengue. votre fonction au ministère du sport. Je suis au conseil du ministre en matière de terrain de sport. Ah, vous êtes le conseiller du ministre en matière de terrain de sport. Qu'est-ce que vous avez conseillé au ministre? wala man loolu war ma ko xam. Non. mais naka liggéey bi fii avec Covid bi dara wàññeeku. Non, pas de notre côté. On s'occupe du travail. Administrativement ça va. Ça va très bien. Techniquement ça va très bien. En tant que homme maanaam nit ministre bi ni nga koy gisee. Ah, mais c'est un grand travailleur, hein, vous le savez vous-même. C'est un grand travailleur et il s'occupe bien des infrastructures. moom troisième lay wàcc quoi moom troisième lay wàcc et merci beaucoup moom troisième lay wàcc ñun sixième lañ jëm voilà yegsi nañu sixième étage ñu xool secrétariat ba xam salaamaaleykum ça va madame Coly vous allez bien madame naka chef de protocole ça va naka mu ministre bi la ñu soxla. ñu ngi nii ci secrétariat bi gis nga comme administration bu nekk bu ñu respecté bu nekk boo ñëwee da ngay respecté li nga xam ne moom mooy protocole bi da ngay ñëw adressé wu ci secrétariat bi après boo ñëwee chef de protocole baa ngi fi ñoom ñoo lay introduire ci bureau ministre bi mais comme ni ko gars yi di defee chaque fois man du ma bëgg defee émission bi ci biir bureau ministre bi damay essayer bëgg ko génnee damay xam ndax ministre bi na ko nangu wala du ko nangu yaakaar naa ni pare nañu pour ministre bi recevoir ñu waaw chef de protocole bi moo ñuy madame Coly numéro 1 madame Coly numéro 2 bureau ministre des sports bureau baa ngi noonu merci beaucoup bureau baa il est en séance de travail là ok salaamaaleykum ça va na ngeen def ça va yéen a ngi ci jàmm ça va alhamdulilah monsieur le ministre nuyu naa la. borom émission bu rëy bi maa ngi lay sant di la gërëm tey de am naa gan. non gàng nga am parce que man fii miin naa ko. ah oui parce que xam nga yow heure boo ñëwee gan nga xam nga lu tax ñu lay tudde gan mooy heure boo ñëwee da ngay andi beneen ambiance te nuyu la mooy nuyu waa groupe Futurs Médias yëpp. di rafetlu seen liggéey ci wàllu sport wàllu développement mais wàllu làmb tey nag dama fekk ak samay xarit ñu yore li ñuy tuddee mini foot ñu dénk leen ko am ci ñoom confiance ñuy participer ci ay tournois internationaux ci loolu lañ doon waxtaan ci lu développé sport boobu mais lu développé. mini foot mooy xale yi ndaw yi football. non football façon football boo xam ne juróomi nit a koy def ak yu terrain yu ndaw. xam nga sport dañ ko war a démocratiser ba nga xam ne képp ku soxla def benn mbir rek nga mën ko def parce que épanouissement lañ ciy viser mais ñii ñu ngi rafetlu seen liggéey parce que bañ leen ko dénkee ba léegi ñu def jéego yu am solo Cheikh Mbacke jiite ko moo ko Aïssatou nekk. Cheikh Mbacke ak Aïssatou xam naa dinaa leen boole ak Mame Fatou Ndoye ak Cheikh Tidiane Diawo ñu jël leen mais monsieur le ministre dafa am lu ma bëgg de xaw ma ndax loolu dina mën nekk wala. lu xew noonu yow loo bëgg rek mën naa am. xam nga man ak yow def nañu defe naa 4 jongante yoo xam ne yi sa bureau la mais monsieur le ministre dama la bëggoon wàccee ci suuf. xam nga lu tax bu ma lay répondre du ma ci hésiter bu ma convoqué rôle presse mooy accompagner le développement économique et social leneen lu ñu ci def rek bokk ci te yow sama xarit nga yàgg nañoo def jongante
kon boo ma invité rek xam naa ne lu jëmale làmb kanam la lu jëmale sport kanam la kon dama lay topp sans hésiter. mais monsieur le ministre loolu doo ko jéngu des fois après yow nga ne xaar nga dox ak sa tànk. non il m'arrive ma jël escalier yi ba 6e xam nga yéeg moo gën a métti wàcc moom c'est pas compliqué. Des fois protocole bi moo lay imposer nga jël ascenseur bi mais man damay sport. mais du ma la wax sax gëmoo protocole mais yow maanaam chaleur humaine loo ko yow loo wut rek chaleur humaine moo la ko gën a. non y a une différence entre gëm parce que protocole mënoo ko bañ a gëm. dëgg la mais il faut pas en abuser. parce que nit ay garabam. ni mu nekkee posoñam aussi. mais saafonteeg nit ñi lu am solo la. lu am solo la. bu Sénégal di football wala booy dem politique Fatick wala nga nekk ci terrain bi nii lan lay kii naaj bi jékki-jékki wàcc lan lay fàttale. xam nga nag lii miin naa ko. parce que bokkuma ci ñiy naaj di fàttali dara lu mu mën man ci naaj wi laa ne. li may toog bureau bariwul soit maa ngi ci chantier soit maa ngi ci terrain de sport yi soit maa ngi politique. te ku wax siin wax tool yi wax naaj wi wax jaayante. donc li ci nekk lu particulier rek mooy micro bi nga ma tendre. parce que des fois sax ma wàcc taxaw fii ak laveur yeeg ñi nga xam ne dañuy liggéey su waxtaan ak ñoom tuuti balaa maa dem. mais nag comme bu jongante lu particulier la. donc boo taxawee talal micro bi jëm ci loolu mooy li ma ci retenir ne lu particulier. monsieur le ministre dafa am benn combat ñaari combat yu ma la bëgg a may benn bi lutte sans frappe la muy drapeau chef de l'état bi amoon Fatick. benn bi ci topp mooy dernier combat bi nga xamante ne nii moom moo am ci saison bi Modou Lo di jël roi des arènes ci kaw Eumeu Sène ñaar yooyu laa la bëgg a may. mais dara du ko gën a neex parce que lu jëm ci Fatick quel que soit élément bi. day nekk lu am solo ci ñun parce que Fatick suñu xol la nekk boole ko it mu nekk dëkku làmb mais bi Modou Lo aussi xam nga Modou Lo ak Eumeu Sène bu ñu daje moom boo seetloo sax ñëwuma ci làmb ji parce que Modou Lo ñëpp xam nañ ne ku baax la ku am yar la nekk ku ñu jox cër mu nekk it ku mën li muy def Eumeu Sène nekk it sama rakk ñëpp xam ko fu may dem ci réew mi day ànd ak man donc bu ñuy daje day jafe ma seetaan làmb jooju. ñu ngi ñaan ñoom ñaar pare nañu Malick moo koy arbitré Kaolack moo ñu wan ni ginnaaw Fatick moo ñu wan ginnaaw waaw léegi Kaolack moo ñu wan ginnaaw moo ngeem bu weex bi na la ko nax na la door na ko mbot mais demul wala ñetti appi am na ñetti appi daa am ku daan bleu wala rouge daa mel ni rouge moo daan nee na mi ngi jooy nee na du dëgg Fatick moo daan Fatick a ngi ne li dem attention jàpp na loxo bi Dibakor ak René Ndour Dibakor kooku siiri dëgg la añ na ko takk na la biij ko biijal daan na ko laa ilaha illallah Thiès am na ndam tët daf ko takk sentir ko ba mu dëgër këcc añ ko ba mu ñuuxu mu daal koy dóor ci suuf Cheikh Tidiane Niang Fatick attention jël na tànk ma nag laa ilaha illallah ak mën loolu jël tànk yenu dóor ci suuf bàcc bip arbitre sifflé na beneen quart de finale poids lourd Fatick ak Dakar Fodé Sarr Émile François Diokh muy Franc à gauche ñoom ñaar ñu ngi léewtoo ñu ngi jàppante ñoom ñaar Fodé Sarr moom ren moom tournoi mooy loolu noonu laay daf ko bëggoon tour bëgg a enchaîner ak mbot Fodé Sarr wër na ko ndomba ñaari appi ñetti appi chute la waaw jeex na dañuy jàppante tànk di bëre combat bi xoolal chute bu technique nga fiy gis technique bal na ko dugal na ko ku nekk am nga benn avertissement Libidor Boy Faye combat bu metti lay doon non day met du yomb ay prime dip ci combat bi mënul am naxante rek ñoom ñaar physiquement taxaw nañu Libidor jël na ko yan mbot na ko si dër bi la ko mbot mbot la si dër bi léegi ñu lekk 3 minutes Mohamed Ahmed Lamine Samba 3 minutes net de combat. daanaka bëre nañu 3 minutes ñoom ñaar
diggante Modou Lo ak Eumeu Sène ñaar ñu xamante ñooy bëre ñaar ñu bëgg combat bi ñooy bëre ñaar ñu Sénégal jox cër ñooy bëre waaye di bëre teel drapeau nit ku rëy nit ku yàlla baaxal di Youssou Madjiguène du Moustapha Gueye ay bii bés kenn du ko sax-sax l'histoire retiendra bi noonu ñoom ñaar ñu ngi dugg ci 4e minute bi ñoom ñaar Moustapha Gueye exactement daman tey baaraam ba tey Modou dóor na Eumeu Sène dóor na Modou teg tànk waaw dóor fayu dóor fayu bu dee jël loxo bi ci ginnaaw sax mu dal waaw dóor fayu Eumeu Sène dóor na Modou fayu na exactement à toi à moi waaw am indil ni ñu koy waxee am indil mépp bu ko coow Modou calculé ko Modou il calcule ngi tànk mankaane yi mais Modou Lo ngi xool Eumeu Sène ci ay bët fi ko Eumeu Sène woo nii rek fu baax na ci ëpp Modou waaw da koy xool ci ay bët lu mën la woo mën la koy woo nii benn bennal 1 2 soxtu mel ni kuy dam yi asso jékki-jékki taxaw Eumeu Sène Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi leewtoo faut kenn dem mu da ñàkk il faut kenn dem waaye nous sommes comme nous sommes passionnés dañu war a jël suñu temps ñaari bëri ñu combat bu neex ñu enjoy combat bi ñoo combat bi li ñu annoncé neex na waaw dóor ma fayu dóor ma remise dañu war a ñoom ñaar ku nekk bëgg na combat bi bëgg na bëri bëgg nañu bëri bëgg nañ xeex waaye xeex lañu gisaguñu bëri dëgg la mais yaakaar naa ni kenn ku ci nekk buntu ngay xool waaw su Modou Lo tëboon song ji Eumeu Sène la ilaha illallah lu cay am lu war a mun nekk la pourtant nag Aliou baa ngi leen demandé pour ñu bëri ah bon après 5 minutes presque de combat nee na bëri leen sinon mu joxe avertissement verbal Malick mooy arbitré combat bi il est bon il est jeune c'est un jeune par rapport aux autres l'avenir appartient aux jeunes ou bien à la jeunesse l'avenir appartient à la jeunesse ndeysaan am na ku defar Léopold Sédar Senghor indi ay bés ay bii bés ñu ngi noonu ñoom ñaar di leewtoo Modou Lo dóor na di gauche am na solo Eumeu Sène Modou Lo fii daf ko jam en avançant un pas ça c'est important man defe ni dafa war a nekk action réaction waaw mais pour que dóor Eumeu Sène yëgu ko ba mu dóor ko ba génnaat mais Modou Lo mu ngi ne jàkk Eumeu Sène nag dina ko ne moom tamit di ko ne jàkk Moustapha Gueye man tey jii Eumeu Sène ñëwul pour saax-saaxee dafa ñëw pour teg ko ci temps ndax nit du fot ci ndap fotaat dëgg la waaye nag bis bu ñëwee recoupé daje nag yaakaar naa ne ci la pexe yi war a génn mel ni Modou Lo actuellement bëgg na contact waaw bëgg na contact bañu ko Modou Lo bañu contact ah Modou Lo daw contact est-ce que dafa war a xaar Eumeu Sène daw ñëw contact door na ci biir bi direct au corps am na solo Modou fayu na moom it gauche am na solo Eumeu Sène jàngalul bees quand même Eumeu Sène ay laaw lañ ko xamee woon bien sûr combat bu désordonné bien sûr mais là bu préparé jamee na ko direct ci kanam bu jamee direct ci corps ça c'est important Eumeu Sène Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi leewtoo stade baa ngi ne tekk ndeysaan te nii la koy bàq la ilaha illallah woykat yi sax noppi nañu ñëppay noppi bu ndax dañuy far Lamine ñaari mbër bu ñu bëre fokk ak soxal sa jëm ñaari picc bu ñuy bëre sax nga koo faral koo faral yow laa koy laaj man yow laa faral Moustapha man faral la man yow laa mës a faral ñu faralante maa waaw waaw kon nañ faralante ñoom ñaar ñu ngi leewtoo Eumeu Sène Modou Lo ñu ngi leewtoo ba Modou Lo Eumeu Sène roi des arènes la ñuy bëre roi la ñu ko tuddee Moustapha Gueye Youssou Madjiguène lay wuyoo combat bi ndax duñ dem mi-temps ragal nga ko Eumeu Sène a ngi abrégé combat bi contact la Eumeu bëgg Sène a ngi abrégé combat bi contact la bëgg Eumeu Sène a ngi abrégé combat bi contact la bëgg Eumeu Sène a ngi abrégé combat bi mais Modou Lo ngi ne jàkk di ko xool dem nañu daje nañu dur na ko daan Modou Lo dur na Eumeu Sène mu daan Modou Lo dur na Eumeu Sène mu daan Modou Lo jël na roi des arènes roi des arènes parcelle monsieur le ministre gis nañ ni jëlee nañ la ci kaw wàcc nañ ci suuf muy environnement boo xam ne nañ ci mën a waxtaan trop waaye tey suñuy wax tey Sénégal wax tey ci contexte il faut ñu wax coronavirus
mënuñu ko bañ a wax tolluwaay bi ak impact bi mu am ci économie àdduna yëpp rawatina Sénégal su ma la waxee tey coronavirus rek sax ci lan lay dem monsieur le ministre. maa ngi lay jaajëfal déjà Lamine comme bi nga ma fekk see léegi ma nuyu la waaye bi ma wàccee dama fee fekk caméraman yeeg waa rajo bi waa pencum làmb il faut ma nuyu leen. waaye nuyu it ñaari champion loolu bokk na ci li ma gën a bëgloo bi ma wàccee. muy wulli ak yaawu jàll. dëgg la. ñu nekk samay gone yu baax. jox ma cër di ma nemmeeku. su ma leen fekkee dinaa leen nuyu. di nuyu waa làmb yëpp nag. CNG bi si amateurs yi mbër yi managers yi képp ku nekk ci làmb maa ngi lay nuyu. ak les anciens. ak kuréel boo mën a bokk. di nuyu it reporters yi. tey émission bi boo ko commencé ci corona war na nekk lu jàddu. parce que nag yàgg nañu di baaxantal chaque année. defe naa ne première émission jongante ministre des sports nga ko doon defal ba ma fi nekkee 2014 ba léegi. tey boo ñëwee ñu war a def émission ba pare masqué wu. sañse yi foor na waaye masque bi moom moo koy xaw a lëndëmal. dëgg la. loolu nag mooy ñun ñëpp dañu war a ñaan yàlla teggil ñu ko. te am nañ ci yaakaar parce que tendance baissière bi bu continuer defe naa ne ñun ñëpp dinañ mën a dellu ci suñu sago. corona bi impacté na ci économie mondiale. bàyyiwul Sénégal it économie sénégalaise waaye impacté na ci secteur yi yëpp. impact bu xaw a doy waar surtout ci wàllu làmb. parce que Sénégal non seulement ci wàllu économie su làmb amul. am na lu muy arrêté parce que mbër yi seen gagne-pain dootuñu ko mën a def. te leer na ma ne mbër mu ci nekk boo amee combat li ngay dundal ci njaboot bari na. ñi lay topp ak sa njaboot parce que Sénégal noonu lañ tëddee. tey ku ci am benn salaire famille du benn nit bu fekkoon ne ku nekk sa salaire la ku nekk mun na cee dund waaye ku feeku ñi ngay dundal day bari. waxtuma laa nag mbër nga xam ne c'est la popularité mais au-delà de loolu. lamb bu amul am na aspect bu am solo it boo xamante mu gàllankoor mooy wàllu culture. dootoo dégg njuk dootoo dégg yenn ndënd yi. dootoo fecc mbégte mi nga daan am di gis kuy bëre wala ngay dem seetaani làmb loolu yëpp day taxaw. kon foo ko wëlbati rek métti na ci acteuru lutte yi. moo tax ñu leen di masawu waaye di kañ jom gi ñu am par rapport ak. corona bi parce que maa ngi fàttaliku. mois de mars bi président de la république di jël décision yu am solo yooyu te décision yooyu ñu gis ko tey. mooy Sénégal nekk exemple ci lutte contre le corona loolu président Macky Sall bu jëluloon décision yu yooyu mu jëloon. peut-être tey du ñu nekk di wax. yaa ngi fàttali mooy étudiants yooyu nekkoon ca Wuhan. voilà dañ ne ñibbisi. mu ne leen. ñibbisi jàpp nañ ne c'est pas la bonne décision. te loolu yëpp Sénégal yi gis nañ tey. voilà mais daf ci teg yeneen décision. mooy woo ñi seen xam-xam màcc ci mbir yi. ne leen nañ arrêté regroupement yi nañ sol masque nañ jël toutes les dispositions nécessaires. loolu nag bi mu ko jëlee dafa fekk ñu am réunion fii ak ñu yore fédération yi yëpp te làmb ci la bokkoon. promoteurs yi bokk ci. mun naa jàpp ne làmba njëkk a dajale matériel muy ay gel ak ay masques andi ko fii ci ministère bi mooy promoteur de lutte yi. pour jàpp ci li nga xamante ne moom mooy xeex corona bi. loolu nag li tax ñu koy citer un exemple mooy ñëpp xam nañ ne promoteur wutum xaalis lay def. day investir pour gagner su fekkee ne dañu toog fii ab samedi dimanche lamb waroon a am autorités yi président de la république arrêter les attroupements arrêter les compétitions sportives ñi nga xamante ñoom ñoo njëkk a impacté waroon a tëgg lamb ca suba sa jël seen alal contribuer ko pour accompagner les populations du Sénégal war nañ ko. teg ci taabal ji pour nit ñi xam ne. axlu làmb. am na ku ci bokk. wala am na ñu ci bokk. ca waxtu woowu dox nañ loo xam ne day rafetal deru làmb. kon ñu ngi masawu ñëpp te di am yaakaar ne fii ak quelque temps dinañ commencé waat gis nag nit ñi ñuy dem arène nationale. di dem feneen ci réew mi di bëree delluwaat ci li ñu nekkoon. ok su ñuy wax ci wàllu sport wax ci wàllu làmb est-ce que damay wax kon ñun tey ministre des sports bu administratif la ñu yor maanaam su ma nee administratif mooy ci wàllu këyit rek mais compétition amul dara amul maanaam bu fekkee ni ministre bi compétition amul dara amul liggéeyam lan la. xam nga compétition njeexitalu démarche la parce que xam nga football sax balaa moo am na lu ñuy préparer. ba arbitre bi sifflé mu commencé. liggéey bi gën a métti mooy préparation. te ñun administration lañ yor. jël nag
suñu pouvoir lu ci bëri délégué ko ay fédération fédération yaa ngi liggéey jongante moo amul mais liggéey bi day continuer tey fekk nga ma sama bureau ci ay audience ak ay dossiers yu bëri te sport yemul Sénégal dañu lëkkaloog ñu bëree bëri dégg ngeen conférence yi ñu fi def à travers le net participer ci lu bëree bëri ci naka la sport war a tëddee ci monde bi pour mën a jëriñu askan wi kon na nga jàpp ne lépp loo tuddee compétition rek pàcc bu ndaw la ci wàllu liggéeyu ministère des sports parce que coordination bi li dafay jël temps bu bëree bëri moo tax yenn jongante yi sax doo fa gis ministère des sports mais fédération yi nga xam ne ñoo yore pouvoir yooyu ñoom ñoo koy def kon Lamine suñu liggéey jéggi na dayoo liggéey bu bëree bëri la dafa gën a métti parce que xam nga compétition bu amee au-delà de Sénégal di ko jongante dina permettre ministre des sports mun na ma dem fenn pour décompresser dem ca làmb ja pour vider son esprit loolu bu amatul jafe-jafe day am tey bu jongante amul ministre des sports mënul am lu ko neex parce que liggéey bi ñu liggéey ci bureau yi fam war a impacter mooy li ñuy def ci biir réew mi ak ci biir monde bi ci nekk ay discipline sénégalaise su fekkee ne loolu amul baromètre doo ko am dina am lu bari lu sooxe moo tax bu kenn jàpp ne bu jongante amul rek ministre des sports day dem. non bokkul ak jongante bi muy wax de moom jongante bi muy wax jongante bi moom bi am ci télévision Futurs Médias mi ngi am dimanche bu nekk mais moom jongante bi muy wax mooy compétition yi au vrai sens du mot muy football bi. voilà handball bi volleyball bi basket bi lamb ji mais monsieur le ministre yow kon budget bi ñu la nattal anamu. budget bi bu compétition amul kañ budget bi koppar yi anañu. waaw mën nga ma koo jox ma yóbbu ngéwél bokk. koppar yi nag moo delluwaat ci askan wi. surtout ñi nga xamante ne ñoom ñooy def sport. parce que ñëpp xam nañ ne am na rubrique boo xamante ne dañ ciy defi koppar pour mun a accompagner fédération yi dem au plan international. bi mbas mi ñëwee ñun comme ñun ministère des sports du corona rek moo tax ñuy jàppale fédération yi. avant corona. ministère des sports képp ku fi tukki di dem di jongante ji. ministère des sports état du Sénégal moo jox ministère des sports koppar yu mu la fay la billet d'avion fay la per jëm jàppale la pour que nga mën a def la nga fa war a def. au nom du Sénégal. kon kay corona bi changé wul posture u ministère des sports. ok léegi nag dañu jël li nga xamante ne moom moo nekkoon foofu mu tolloon ci lu weesu milliard ak lu tegal. def ko ci ligne subvention. du force Covid encore une fois. ok ligne subvention maanaam rubrique budgétaire bu normal la. waaw transfert courant moom mooy ligne subvention. parce que yàgg nañ koy def drapeau chef de l' état bu amee. ministère des sports mooy jël li état war a participer ci drapeau du chef de l' état def ko subvention mu dem ci CNG ba. di ko defal ñëpp nag ñu bari drapeau chef de l' état course hippique loolu yëpp ligne subvention boobu nag la ñu yokk. ay koppar. ok pour dugal ko ci Covid bi. pour que mu ñu mun a dimbale fédération yi toll ci ay 59 ku ci nekk ñu jox la loo xamante ne dina la permettre nga appuyer sa fonctionnement. ok appuyer sa fonctionnement d' accord naa fédération nga wax mais man dégguma fenn yoon fu makkaanu ministère des sports ne xaaral ma jàppale lamb wala maa ko yëgul. man daal gis naa benn bés. ñoom kuréelu làmb yeeg yooyu ñëw indi ay koppar. c'est que da nga ñoo ko jàppale gars yi da nga juum ci conception bi nga am ci CNG. moo tax nga juum. bu ma nee fédération. fédération CNG benn la. structure d'exception la mais valeur u fédération la am. loolu kon ñu leeral ko ñu leeral ko dafa baax moo tax ma ne fédération et groupement sportif. tey amul benn CNG wala benn fédération boo xamante ne nekkuñ ci ay procédures. pour mën laa appuyer ci sa fonctionnement. ni ñu ko defee it nekkul koppar yoo xamante dañ ko dugal ci enveloppe di ko séddale. mais subvention lañ ko def mooy arrêté ngay jël. xaalis ba comme trésor la ne. ca trésor lay jóge dem ci compte bi nga xamante ne mooy compte CNG bi wala fédération bi wala groupement sportif. kon CNG am na lu mu jot. ñu ngi ci procédure yi xam naa duggagul ci biir mais dina yegg. ak promoteur yi nga xamante ne dañoo amoon làmb ci waxtu woowu. am na loo xamante ne dina jóge ci mbir yooyu. ñu mun cee jot dimbal la boo xamante ne. mënu leen a tax ñu rattrapé li ñu amoon. mais wane ne yëg-yëg la. ndàmpaay lay doon daal yëg-yëg la rek. yëg-yëg nañ ko jàppe mais loolu neex na de kon gis ngeen ni jongante bi am na solo ndax ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy CNG dinañ jot seen wàll ci nar bi. mais nag lépp CNG lay dem. CNG dina jot nag ay directives yu jóge fii pour woon leen ñi ñu ciblé. ne ñoom ñoo war a jot ku ci nekk ci parce que xam nañ ñi amoon làmb parce que déclaré woon nañ seen làmb ci waxtu woowu
mbaa man sa xarit danaa ci bokk danaa ci am lëf tuuti. non yow lu ma yóbbu ngéwél. non yow bokk nga ci. xam nga ni nga ci bokkee alhamdulilah rabbil alamin bu mu doon indirect de. xam nga ni nga ci bokkee. na dem ngéwél direct. ni nga ci bokkee. du ni ci keneen bokkee yow jot nga ba xam naa rees na sax parce que ndimbal gi ñu joxe. waaw dem na ci askan wi. ma attends maa ngi déedéet man maay wax. parce que li man bu may wax nekkee arrangé wu loolu la. la mbaa du mooy ndimbal la ma jotoon ca Korité ak ca Tabaski. venant de yow. déedéet man déggoo lu mu wax de dama la. non man toog naa nit woo ma ne ma ministre bi boole na ma ak yow man du ma sakk jëf ci Korité bi. suñu dégluwantee rek di nga. comprendre damay wax sama bopp ba pare ba pare nag bii jóge CNG dama jiital wax ju am solo. ñëwal. dama la ne ndimbal googu ñuy joxe du xaalis bu ñuy compter di ko jox nit. ok. lañ la jox Matar Bala du ministre. man ak yow waaw du maire de Fatick mais yow xam nga ne seq nañ lu ne. dëgg la. loolu boo ko fi waxuloon kenn du ko yëg. dama koy wax de wax naa ko fépp. waaye ndimbal guy jóge ci état dem ci yéen nee naa la arrêté la boo xamante ne ci compte lay jóge dem ci compte. li tax ma ne la jot nga ci mooy. am na néew su doole yow doon dimbale. corona gi ñëw peut-être fa nga daan dugg lamb ak la nga daan def sa am wàññeeku na président jaar fële joxe ndimbal ñu am saaku ceeb ba nga leen war a jëndale. kon mel na ni jot nga ci loolu laa la bëgg a wax. mais monsieur le ministre man dama gisul fenn yoon fu ñu ne comme rubrique boobu est-ce que mbër yi bokk nañ ci ñun reporter yi nga xamante ni dañoo wax nañoo ci lamb ba suñu ñeex saf yàpp te rayuñu dara est-ce que ñun foofu nag waruñu am tuuti ndàmpaay parce que ñun lamb moo ñu doon dundal. nga dajeeg benn Matar Ba ci biir lamb mu jox la dara nga dajeeg benn DC mu jox la dara ci biir lamb te loolu yëpp monsieur le ministre amatuñ ko. Lamine li may bañ nga jël mooy nga seppi lamb ci société bi. ok. boo amee décision buy toucher toute la société kii bëri ci la bokk. dëgg la. parce que kii bëri day dimbale ay doomu adama kon bu la nit wuutoo ci ndimbal googu rek jàppale na la. tey Sénégal yëpp ay sportif lañ tey bu ñu ne woon sportif yëpp képp kuy def sport dañ la war a jàppale nañ jëlee 14 millions de Sénégalais ku ne ñu jox la xaalis. dëgg la te loolu mënul ne. déedéet parce que réew dafa am lu mu attan ak lu mu attan. dëgg la waaye tey bu ñu la nee Lamine Samba dafa amoon làmb démb. ci saison bi joxe avance te làmb ja amul deful dara. war nañu mën bu dee 500000 wala bu dee 50000 ñu ne ko yëg nañ li nga doon def lii. xam nañ ne du faj soxla bi waaye dina la won ne yëg-yëg la. ok ci système boobu la nit ñi di doxe tey Sénégal am na lu bare bari ñoo xamante ne làmb football professionnel course épique ñooñu ñëw fii li nga xamante ne li ñuy def yëpp ci koppar la. parce que course épique dañuy gagné. am koppar. lamb dañuy gagné am koppar. football professionnel dañoo recruter ay nit di leen fay. donc dama la bëgg a wax rek ne état bi amul kenn ku mu fàtte ci wàllu corona bi. parce que même bu joxewuloon nit ñi dinañ joxante loxo xeex corona bi. mais boo amee njiitu réew boo xamante ne dafa bàyyi askan wi xel. des fois am na acte yoo xamante ne mënuñ ko ñàkk a def acte la lu dul règle lépp mais acte la boo xamante day wane solidarité. wane accompagnement. 2020 nekk année boo xamante ne tamit coow la dëgg ci wàllu làmb ci CNG bi ñu ne Matar Ba rek moo ci taxaw rek nañ fi toog rek coow li bari loolu mais ma gis tamit nga def loolu ñuy wax gentleman agreement na tekk rek gérer ak diplomatie. kilifa du bari wax loolu rek la kilifa du bari wax. surtout bu fekkee ne ñiy wax ak ñi yore ak man mii rafet naa njortu ne lu defar làmba tax kon warul am polémique. déedéet. parce que du ma fi teg benn jéego bu yàq làmb du ma ko def pour bëgg làmb du ma ko def pour sama askan mais du ma ko def pour sénégalais yi mais du ma ko def it ngir ki ma dénk làmb ji. kon bu ñu may tuddee ministre lu làmb nit ñi war na ñoo rafet njortu ne. làmb du dellu gannaaw mais ci kanam la jëm. su dee loo xamante ni ñoo ko fi war a teg. moo tax mbiri làmb du ma ci wax ju bari. defe naa ne coow daaw jéeg moo gën a bari coow ren. kon 2020 su amee ku gàddu coow li mooy corona. corona moo gàddu coow li làmb ji moom gàdduwul coow li. mais xam nga ni mu ko gàddoo mooy ñëpp dañ jàpp ni 31 octobre le mandat CNG di jeex pour ne pas dire mandat Alioune Sarr. mais musuma dégg fenn fu ñuy waxee mandat CNG globalisé ko Alioune Sarr rek la ñuy tudd. waaw parce que dañoo yàq débat bi du débat de personne. ku ne ci li nga bokk war ngaa sañ joxe ay proposition wax ne lii bu ñu ko defee dana baax waaye diw na fi jógee ak loolu yëpp dama ne man duma ci wax parce que Alioune Sarr mi ñuy wax état moo ko wóolu
dénk ko te muy un médecin maa ngi koy jaale sax parce que am na sëram bu wàññeeku. waaw ñu ko koy jaale tam bu baax. di ñaan yàlla xare ko àjjana. amiin di ko ñaanal ñëpp ñuy wàññeeku. muy médecin nekk ci xeex bi nekk en pleine mission muy président fédération muy président CNG muy président groupement sportif ils ont le soutien de l'État du Sénégal ku nekk en pleine mission du état mooy wax ay demam ak ay toogam même bu la desee benn waxtu ci sa mission dañ la war a jàppale ba nga jeexal te xam ngeen xel ne état bi bu yeggee fa mu war a jëlee décision dina ko jël sans état d'âme. mais ci basé ko nag ci li mu am ci ay information ak li mu xam. parce que état aussi du jël ay noppam saañ ko. état day déglu mais état du topp li nit ñi di wax rek mais dina déglu. moo tax bu ñu yàkkamti le 31 bu jotee bu décision amee ñëpp dinañu ko xam. fa ñu jëm lépp dinañ ko xam leen rek laa la mën a kit tegal ci kaw table ji mooy. lamb ji lu ko jëmal kanam ci loolu la ñuy liggéey. ok mais lu ko yàq kenn mënu ca liggéey. ok lamb ji li ko jëmal kanam la ñuy liggéey mais lu ko yàq kenn du ko liggéey dégg nañu boobu ak léegi bi ñu nee mandat CNG man du ma def tamit comme ni gars yi di def amalgame boobu Alioune Sarr non dama ne mandat CNG le 31 lay jeex mais dafa benn nit boo xam ne dafa nekk dafa mel ni lañ ko fay teg dafa am ñoo xamante ni dafa leen déranger lool. te yow mii nga xamante ni yow yaa fi mujj ci ministre des sports yow toujours da ngay renouveler sa confiance ci nit kooku lan moo xew sa diggante ak nit kooku. waaw li ma bëgg nga comprendre Lamine mooy le 31 octobre du première fois mandat CNG jeex 26 ans ngeen di wax de te yëpp ay mandat la daa jeex. léegi nag ñu ne Alioune Sarr am na sax ñu dem ba naan dañu bokk. ay mbokk lañ Fatick la ñu dëkk mu nekk siin nekk nit ku baax waaye fii laa ko fekk defe naa ne 2014 laa fi ñëw ñu ngi 2026 ans kon 20 ans yi ki fi nekkoon kan la ak ñi fi nekkoon ñan lañ kon nit ñi war nañoo nit ñi war nañoo xamante ne li tax ñu teg ko fi mooy li nit ñi di wax mu gën a bari fop li nit ñi naan na fi jóge mooy Alioune Sarr def na lu rëy ci làmb état buy dénkaane day dénk ku mu wóolu day dénk ku xam day dénk it ku méngoog fi mu bëgg a yóbbu li mu dénkaane su fekkee ne dafa méngoog turu Lamine Samba fii ne su fekkee ne li méngootul ak moom nag loo bari doole wala nga bari xam-xam da ngay dandu keneen ñëw donc loolu rek la du ay affaire mbokkoo parce que man xaw ma mbokk ci wàllu liggéeyal état fi ñu bëgg a jëm ku fa nangoo ànd rek mbokk nga. ok mais ku fa nangoo àgg rek mbokk nga. mais problème mu sénégalais yu bëri mooy ñu bëri sax dañuy jot ay écho xaw ma ndax da nga koy confirmer wala doo ko confirmer que ni Alioune Sarr sax dafa bëgg a dem mais à chaque fois état moo koy téye. Alioune Sarr yàgg naa bëgg a dem man avant may ñëw 2014 dafa ne woon day dem maa ko ne doo dem parce que duñu ma nommé ci ministère des sports bi ma ñëw fekk làmb ji ñu tëj stade yëpp coow li am mu nekk en crise nga ma fi bàyyi di dem loolu kay wax nañ ko ci télé yi moom wax na ko seede naa ko man tey maa ko fi téye mu may gunge ba waxtu yi donc da nga ko ne woon téyel ma pour ñetti at waaw dama ko ne woon téyel ma ba ñetti at mais gis nga ni mu mujj demee waaw ku nekk naan na fi jógee état kenn du ko pousse kon yooyu yaa ngi koy dégg na fi jóge yaa ngi koy dégg Lamine est-ce xam nga ne man damay dem ci grand place yi di jënd gerte di toog ak ku ne di waxtaan. amul lu xew ci réew mi te xaw ma ko làmb ji maa la ko gën a miin. gis nga làmb bu amee lañ cay wax ak lañ cay def yëpp lu ci gën a bëri kenn du ma ko nettali maa koy déggal sama bopp sama nopp yi. ok parce que mënoo bëgg a jiite askan. wala nga jiite groupe wala nga jiite sport ba pare tëju ci sa bureau doo xam li ne ci biti. waaw soo gisee ma dem ci làmb ja toj xeer yi naaw. ma taxaw ne du ma génn. xam làmb tax. kon amul lu ñuy wax ci làmb ji taxaw ma ko. ok amul lu ñuy wax ci làmb ji tax xamoo ko mais am na ci ñu bari ñoo xamante ne maa ngi gis tey mun naa citer Tyson ne bëgg na Pathé Ndiaye ne bëgg na Ousmane Joxaane ne bëgg na gars yi kenn ku ci nekk positionné wu est-ce que mbir yi noonu lay demee maanaam danga naan rek mandat bi jeex na bëgg naa nañ ma jox. man nag déggaguma Tyson ne bëgg na waaw. mais am na ñoo xam ne déclaré nañ candidature gis naa ko ci presse bi loolu nag kenn mënu leen ko tere ku mu neex mën nga bëgg waaye li ma la wax laa lay doolee wax mooy état buy dénk day dénk ku mu wóolu
ba pare jox ko ay mission ne ko fii laa bëgg a jëm buñ ci yeggee di nga xam ki état wóolu. mais man tamit ak ñan la wóolu. su ma la déggee nga baal ma ci sa biir wax yàgg def ak yow émission dafa mel ni ba léegi état Alioune Sarr moo ko doy. ba 31 octobre il a le soutien total de l'état su paree nag dinañ gisandoo liy xew. mais lii xew dafa mel ni kon yow natt nga ni président CNG feeñ na ministre bi tànn na ko teg na ko. kilifa dara du ko bett. ah kon président CNG am na ba pare. ma ne kilifa kenn du ko bett. yàlla na doon man waay. waay yàlla na doon bay xam nga yow sax ñaanal leen ma waay xam nga sa xel xalaatul. le 31 jot ñu bëgg a ubbi saison te amul ku nekk ku mën naa nekk Alioune mën naa nekk yow mën naa nekk man mën naa nekk keneen état du bàyyi vide balaa muy ñëw toutes les dispositions sont. est-ce que da ngay laaj pour ñu jox la. état buy dénk day dénk ku mu wóolu ki lay dénk doo ko laaj dénkaane kay doo laaj yow bu ñu lay dénk dara doo ko dem laaj da ngay toog ñu woo la ne la lii laa bëgg. kon boobu la mat tas na man ma gisee Mbaye Jacques nii rek grand bi daa xam ni sax grand bi ku ko jëloon ci perte rek en tant que conseil. ministre des sports moom mun na laa jox xam nga kan la quoi. dama bëgg nit ñi xam ne mbir boo koy laaj da nga koy xam. d'abord. une structure d'exception. boo xamante c'est l'état mooy del confiance am def ko ci nit xool profil bi ak mission yi mu bëgg a dénkaane maandu daf cee baax ba doo taxaw ne lii laa bëgg wala candidat la loolu jàpp ma ne démarche bu ñu war a. mais ku ne candidat la dafa am chance su. tey ministre bi dégg ko woo ko déglu ko. mu jox ko seen xam nga booy nekk candidat da ngay nekk candidat ci lu ñuy concours waaye lu ñuy dénkaane kenn du ci candidat. dëgg la de concours la ñuy seet candidat mais li ñuy dénkaane kenn man wax nga ma ko 100 fois maa ngi nekk di insister rek dénkaane ku mu wóolu te état du bàyyi vide. te le 31 octobre ma dëgg sax ni ñu bëri ñu nekk CNG loolu ba tey dama ko fore ci yooyu nag ñu vieillissant nañu te ñu bëri tey bëgg nañoo départ te CNG dinañ wàññi membre ya fa nekk tànn ñoo xamante ni tey ñu actif lañ ñu jeune lañu est-ce que vous confirmez. da ngaa xam lu ma xamul rek moo tax nga wax ko. dama laaj question la. ma ne Lamine mënoo fexe ba wax loo ma loo xamante ne. yéen dama laaj question la rek monsieur le ministre. dama ne amul kenn ku vieillissant parce que gérer CNG du affaire u âge ña fa nekk mission bi ñu leen jox ñu ngi ci donc du jaadu ci man may wax seen i âge parce que dénk nañ leen ko te bi ñu leen koy dénk xam nañ ne balaa seen mission di jeex âge bi dinañu ko am kon ñiy wax loolu seen xam-xam la ñuy wax jàpp naa ne sax dañuy spéculer rek. dañuy spéculer. mais li ma lay ñaan daal mooy nga teelu tuuti rek. ba le 31 passé su ko defee nga jàngat li ñu leen tegal ci kaw taabal ji boo amee yokku nga xam bu fekkee ne dañu wàññi ñu waxtaan ci bu fekkee ne dañoo changé ñu waxtaan ci bu fekkee ñu bees ñoo fi ne ñu waxtaan ci. man dama gis ni nee nga état kenn du ko bett état du jékki-jékki rek ne jeex na rek ñu dem kon kuréel gi nga xamante ni moom lañ fiy teg mooy daanaka pare na ci sa côté yow su ma la déggee muy benn ñaareel bi mooy monsieur le ministre dañu xool ni CNG li muy dem yëpp am na ancien mbër comme ay Yékini ñu ngi ci woon ay Moustapha Gueye ñu ngi fi woon ay Boy Kayré ñu ngi fi woon ay ñoo xamante ne ay ancien mbër ñu ngi ci woon est-ce que ñooñu seen expertise CNG da koy soxla ba tey wala. mais réew mi waxuma la CNG mais ku fi am xam-xam wala nga xam fi expertise cela va de soi que état daf lay soxla xam nga nit sa xam-xam bul ne bu ma bokkul rek du ma ko joxe au-delà de ñi ngay wax képp ko am xam-xam ci làmb Sénégal bi nga juddoo ba amee fi expérience bi moo la ko jox même si dans le privé donc tu dois te mettre en tout cas à la disposition de la jeune génération. pour mën leen a jàppale. ok ci loolu sax tudd nga Boy Kayré woo naa ko sax bi ko mbir yooyu dalee ñu agression boobu. ñu koy masawu di gërëm les anciennes gloires di gërëm it les sages parce que ma xamal la ne kuréel yooyu yëpp bokk naa ci te fas yéene di cotiser comme membre. di waxtaan ak ñoom di jëflante ak ñoom. les associations des lutteurs en activité ñoom Gris Bordeaux ñoo ñëpp képp ku bokk ci làmb ñu ngi waxtaan ak yow. waaye nag nekkuñ ci ay consultation dañuy changer dañuy def nii ak dañuy def loolu sama prérogative bu bopp la. te ni ma la ko waxee
du toog sama bureau bi moo tax ñu may dàkkantale ministre u làmb kon na nit ñi ànd ak njortu gu rafet te xam ne lépp lu ñu fi teg rek luy defar làmb lay doon. ok buñ lay wax ministre u làmb man seetaan naa la man gis naa la ba tey nga ñëw làmb te nekkoo ministre. dëgg la toog ci kaw gradé yi seetaan làmb yu bari yoo xam ni man dong maay xam ni Matar Ba mu ngi ci kaw tribune bi seetaan làmb. dëgg la loolu man seedal naa la ko bu baax a baax ak sa xarit sa doomu ndey Fade Diène. nga nekk amateuru làmb dëgg. mais dañu gis temps yi nga baal ma de turu Tyson dafa saf loolu ci CNG ba ñu bëri sax ne daanaka jël nañu CNG bi jox ko Tyson. Mohamed Ndao Tyson dama koy sant di ko gërëm parce que moo ko Yékini yëpp ay mbër lañ bëri ba sonn raccroché ma recevoir leen dugal leen ci CNG bi ñu ciy liggéey Yékini dem na ba gis loo xamante jàpp na ne daf cee war a génn ma dégg ko par voie de presse Mohamed Ndao Tyson mu ngi ci ba tey jii li ma mën mooy sant ko gërëm ko. kuy bëre di siiw nag boo nekkee ci administration yóbbu sax siiw dinañ la waxal lu ne. waaye man xamaguma lu xew. monsieur le ministre xam nga li xew kat. yow muy tànn yow monsieur le ministre loolu calmant la. ma ne calmant nga may jox de. man daal lu leer laa la wax dama la ne. waaw Alioune Sarr ci boppam ak CNG bi dañu am sama confiance totale te dinaa leen gunge ba seen mission jeex bu seen mission jeexee. nañu daan renouveler wala ñu changer wala ñu jël ay dispositions dinañ koy jël ay dispositions ba lamb ji du sooxe. ok ba lamb ji di sooxe loolu leer na mais monsieur le ministre gis nañu ni dëgg Alioune Sarr ak expérience bi mu yor 26 ans nga yor ko mbir est-ce que tey bu demam dee jot dañ ko naan rek demal toog acca sa expertise sa xalaat sa xam-xam lamb ji soxlaatu ko am nañ du nouveau demal. boo servir sa réew boo serviree sa réew 26 ans ba ñëpp d'accord ko su dem waroon a amit da ngay dem avec les honneurs te Alioune Sarr mu ngi ci làmb ji bu leen fàtte ne au niveau international moom moo yore la lutte traditionnelle. kon kooku mu ngi ci làmb ji. bien sûr. et il représente le Sénégal defe naa ne tey jii sax Lamine su ma dindi woon Alioune Sarr teg la fi. di nga am mat gu tax nga dem seeti Alioune Sarr nga weccoog moom xalaat ci li mu xam. li tax ñu naan mag mot saa bàyyi cim réew. xam-xam a tax. kon bu ñëpp d'accord ne am na xam-xam ku dafa war a nekk koo xamante ne day continuer di servir. son pays. c'est pas parce que tu es président du CNG ou bien tu ne l'es pas que doo mën a servir sa réew. donc loolu wax ju yàqu la rek nit ñi dañu foog ne kuy wut teranga nag. boo ñëwee ci man fekk ko fi. waaye bu ful la jotee it boo ñëwee fekk ko fi. Alioune Sarr ak ñi mu àndal mérité nañu te defe naa loolu kenn werante wu ko même ñi naan na dem sax d'accord nañ ne su demoon bay demit dafa war a dem ni mu war a demee avec les honneurs. par la grande porte. mais bien évidemment. ok léegi monsieur le ministre dama bëgg nga may ma benn affaire mën na nekk. mën naa la may loo bëgg. profilu. ba muy des nga ne ma ku fi ne suba. non man loolu bëggee naa ci mais profilu kii war a wutu Alioune Sarr nu mu war a mel dafa war a nekk président écurie wala dafa war a nekk mbër mu takk ba tekki wala dafa war a nekk benn inspecteur des sports wala dafa war a nekk benn comédien comme man profil bi laa bëgg a xam exactement. soo may laaj da may laaj lu ma xam comme nee naa la xaw ma luy am ëllëg boo ma bëggee laaj ku fi ne yaa ngi may dugalaat ci yeneen wax rek yoo xam ne sottiwul. non profil bi laa wax. mais waxuma la kan la de dama ne profilam. ma ne parce que kii remplacer Alioune Sarr. personnalité bi war na jóg. ma ne dignité bi war na jóg. respect parce que Alioune Sarr lamb ji ñëpp man damay gis ni ñi koy sànni xeer sax monsieur le ministre ku ci dajee ak Alioune Sarr ñaari loxo nga koy jox. xam nga am na loo xamante ne ñëpp d'accord nañ ci muy fédération di groupement sportif di kuréel képp ku daje lenn la ñu bokk mooy manager ngay nekk loolu de mën naa la ko wax manager nag dafa booleel manager dafa yaatu daal. parce que booy jiite da ngay mën a jiite. da ngay da ngay nekk un management. jeex na. mais monsieur le ministre kañ la ñuy dem nag ci fédération ñun sonn nañ de. loolu structure d'exception 26 ans kañ la ñuy dem ci fédération. li tax demuñ ci fédération du question choix c'est des obstacles qui sont là ñu koy vivre ñëpp d'accord ne ñoragul booy togg nag te ñoragul boo ko yëkkee perte. ba léegi ñorul nii pour dem fédération. am na ay avancées te à partir du 31 octobre quel que soit li fiy nekk. seen mission dina bokk ci arriver à une fédération. ah bon
waaw loolu de mën naa la ko mosal. loolu exclusivité la ah. muy scoop. waaw loolu scoop la de parce que man mënu ma fee toog def émission ba jógee te du ma am sax benn scoop ma am naa ñaari scoop tey. bari nga yow scoop. waaw mais ñaar rek laa ci tànn. c'est que li la tax a jóg nga déggagul rek. scoop yi moom bari na fi. non kon loolu leer na kon ñun mun nañu waajal ñun ñëpp def dem fédération. xam nga dem fédération bu ko nit def une fin en soi ñun li ñu war a tax a jóg mooy làmb ji jëm kanam mbër yi bëre di ci gis seen bopp yéen ñi ci liggéey ngeen gis seen bopp parce que tur bi rek amul solo nekkoon na fédération te tas. waaw. kon li war a tax nit ñi jóg mooy naka la ñuy def ba làmb ji bu doon nekkoon ci 1 nekk ci 5 quelle que soit l'appellation loolu moo war a nekk lu yoon. mais nag ay texte du wàcce ci kaw tali bi du wàcce ci kaw asamaan si di ñëw. ay texte dafa am ñu seen xam-xam màcc ci wàll woowu. mais monsieur le ministre est-ce que làmb neex naa réguler def fédération monsieur le ministre ñun dañoo brouillon de. lu ñu brouillon neex naa réguler parce que ay nit a ci ne ay gor ñoo ci ne loo xamul xamoo ko waaye buñ la ko xamalee te nga nekk gor di nga ci téye dañu war a accentuer la formation dans ce milieu su ko defee mbër mi bëree dina xam ne dafa war a nekk champion. waaye dina xam ci li mu bokk du question faral benn écurie nag mais déglu naa benn interview dégg nit ñi bëgg a doxalee waa Fass. nga xam ne mbër mi sax dana xam ne dafa nekk ci environnement boo xam ne nekku fa le patron. parce que man jàpp naa ne école de lutte wala écurie. patron ba mooy président ba. soo fa nekkee acteur nga war a nekk. dafa war a am ay charte yu lu boole mbër yi ak supporters yi ak pour avenir ba parce que tey. war nañoo fexe ba écurie yi nekk moment boo xam lieu boo xamante nit ñi dinañ ci mu jàng bëre mais jàng ci xam-xam. ñu am doole ami financement di liggéey di def économie. mais loolu nag liggéeyee koy andi. du rek Matar ba mbër la siiw na dimanche mu takk ngembam ay copains topp ko mu daan waaje ñëw lekk xaalis ba c'est terminé moo tax ñu ngi yàkkamti fédération mais suñu fay dem dana nekk texte yoo xamante ne. dina permettre ñu réguler le monde de la lutte. ñàkk régularisation monde de la lutte boobu dem na ba yóbbu sax ñu am loo xamante ne ni tey ñu ngi koy tuumaal waa CNG ci dàqu arbitre yi gars yi ne teguñu ko fu leer dégguñu si ministre bi maanaam xam naa ne am na loo ci def peut-être ci sa bureau mais du looy médiatiser parce que li ngay lijjanti yëpp sous-marin nga. yaa ngi koy lijjanti ak diplomatie yaa ngi koy lijjanti ak personnalité ñàkk organisation boobu est-ce que du moom moo tax sax bu ñu dàqee arbitre sax ñu ne Alioune Sarr la. xam nga mbiri arbitre yi déjà y a une commission mooy jël décision Alioune Sarr c'est le patron mu ngi mel ni rek Sénégal ku sa nekk daanu fële ca fongale mi. wala ca jaxaw nga ne Macky Sall. parce que dañuy tëb étape yi. tey. suspension wala dàq arbitre yi du lu kenn war a mën a rechercher mais boo amee te ay texte def ko dañu war a sukkandiku ci texte yi pour bu ñuy régler bu ñuy apaiser mais du à travers les télés ak la rajo lañ foog ne ministre des sports war na mën a ñëw jël décision à la place des délégataires de pouvoir tey bu amee suspension d'arbitre ca fédération football du ngeen dégg mukk ne ministre bi mooy dem ne nii lañ koy régler parce que foofu dafa organiser wu mais fii organiser wu na parce que bu organisé wu loon suspension du am. dëgg la c'est parce que il faut nit ñi nangu nag ne bu ñu bokkee ci kuréel. nañu nangu texte yi régir kuréel bi. dëgg la man ku ma xeex ci loi Sénégal teg ma ci lu ma d'accordul ci loi bi lay utiliser wu ak samay avocat régler ko ba jël samay droit. donc c'est la même chose parce que texte yi ñuy yore làmb ji yore ko football yore ko lépp moo loi yi nekk ci Sénégal a yem dose bi moo différent. dose yi rek moom moo koy différencier. donc damay lancer un appel aux acteurs du sport en général ay texte lu mu la xañ mën nga cee sukkandiku bu fekkee ne nekkoo liñ la def nekkul yoon mën nga caa sukkandiku ba dugg ci say droit. bien sûr. donc defe naa ne ñun ñëpp bu fekkee ne bëgg làmb ji dëgg la ci ñun. war nañoo mën a jëflante. ba lépp lu yàqu ñu defar ko. pour lépp jëm ci kanam. ok monsieur le ministre ñun tamit defar nañ benn arène boo xam ne arène 32 milliards la loolu ñëpp kontaan nañ ci nga jël benn décision boo xam ne ñëpp dañ ko saluer mooy stadium Iba Mar Diop lamb dootu fa amati. am ngeen kaas ngeen seen stade ñun wan nañ ñu ay maquette ba bëgg a dee jamonoy président Abdoulaye Wade wan nañ ñu palais wan ñu ay maquette mais Macky Sall président de la République moo ñëw taxawal ñu benn arène boo xamante ne 32 milliards pour ñu fay bëre. dañ daan jéggaani di dem ay stade Demba Diop
ñu naan du fi amee wala du fi amee bu ñu demee stadium Iba Mar Diop ñu ne non handball bi moo ko moom ak yooyu léegi ñu am suñu yëfu bopp mais yëfu bopp boobu ñu am noonu ba léegi amuñu directeur lu xew. yéen a ngi fay bëre wala bërewu leen fa. man kañ. kon kay jafe-jafe amul loolu nag bàyyil kii war a nommer directeur mu nommer. yow yaa ko war a nommer di. moom laa la bëgg a wax xam nga li yow li la war a soxal. waaw mooy est-ce que nit ñaa ngi bëre arène wala bërewu la. non ñu ngi bëre naa li ngay wax yëpp da nga bëgg a wax ne. maa ngi gërëm promoteur yi gërëm ministre bi parce que nit ñi dañ doon bëre fële. mais non loolu laa njëkk a wax maa ngi ñëw lijjanti nañ bay bëre fële chaque dimanche. léegi làmb jéggaanatu leen. déedéet am nañ suñu yëf mais rôle bi directeur war a def directeur des infrastructures mu ngi koy def pour le moment. li ko xaw a tardel ci nomination bi mooy dañoo bëgg a changer doxalin parce que ni ñu yore Léopold Senghor yore ko Iba Mar du noonu lañ war a yore làmb ji. arène nationale parce que arène nationale du fu ñu bëree rek a fa ne. dafa am ay salon de thé. am ay salle de conférence. am centre d'hébergement. dafa war a nekk lieu de vie dafa war di dugal ay koppar. waaw loolu nag boo bëggee changer li ngay def tey jii boo doon togg ceebu jën war a dem def suppu kànja di nga changer ingrédients yi. waaw maanaam ndugg bi ngay changer instant yi quoi. waaw ndugg mi la ñu changer. mais monsieur le ministre tuuti rek ñu dem tuuti Fatick ah ci wàllu làmb. dafa mel ni maa ngi dugg nag politique de. tuuti ci wàllu làmb dafa mel ni Fatick dafa xaw a kii de ci wàllu làmb bëre dóor nii dégguñu fa benn mbër boo xamante ni am na benn carrière bi ak promoteur boo xamante ne mën nañu wax comme jamaïcain jam production mu nekk benn promoteur boo xamante ni promoteur Sénégal bi la mais dégguñu ko fa lu waral. waaw loolu moom dëgg la te lu ñuy war a liggéey la amoon na ay écurie Mame Mindis ak yooyu mais ba tey dafa nekkagul lu développé. man damay fàttaliku dëkk bi ma juddoo muy jaxaaw siin wala. jaxaaw siin xamuñu làmb simple. bi ñu nekk ay gone dóor rek. mbapat sax da ngay gis nga dañ daan mbapat. nee naa la lu bëri doon naa dem école tardé bañ dàq ma ndax jàdd ci mbapat yi foofu parce que fajar lañ ko daan def ba suba teel. dañ daan dóor nit ba picc yi di yuuxu laa la wax ndax dóore bu métti. dóor yu métti. kon am na côté yoo xamante ne seen cosaan bëre dóor la woon. mais boo demee ci île yi bëre simple lañ xam. ba tax na il faut que ñu liggéey ci lu jëm ci encadrement xale yi. parce que bu dee bëre am nañ technique bi mais dóor mën na leen a jaaxal. moo tax képp ku sa xam-xam màcc ci loolu te ngay doomu siin war nañu mën a may opportunité ñi nga xamante dañu bëre moo tax barki boo xoolee ci internet bi démb. am na benn salle bu ma ubbil sama xale yi. pour ñuy def musculation. gis naa ko suñ defee musculation nag li ci des mooy andi ku leen mën a jàngal naka ngay protéger woo naka ngay dóore. loolu buñ ci yeggee fenn fi rek dinañ am ay champion. leneen li ci nekk nag mooy promoteur bu am doole moom ñi bëgg laam bari nañ mais peut-être doole bee yemagul noonu. ñu ngi ñaan rek peut-être yàlla ubbi wërsëg yi ba am ay ponkal yu fa ne. mais yow yaay maire Fatick kañ donc gemb ay promoteur foofu kii la maire nag liggéeyam du créer ay promoteur. non waxuma nga créer ay promoteur rek waaye xam nga tey bu ñu doon jongante ci wàllu làmb diggante Ndakaaru ak yeneen région yeeg yooyu Ndakaaru moo jël raw gàddu gi parce que promoteur yu mag yëpp. Ndakaaru la ñëw déedéet lamb simple kay champion yi xam nga région Fatick la. non bëre dóor laa wax. ah mais bëre la. amoon na ñoo xamante ne Fatick lañ dëkkoon naa doon gagné ay Moussa Ndiambé yàlla na ko yàlla yërëm la ñooñu amoon nañ de véritable champion doomu Ambroise Sarr yi ñu ngi Fatick am na ñu ci ñuy entraîner te ils vont devenir de très grands champions. Dakar nag ñun ñëpp a fi daje rek. dox daje la ñëpp a fi daje mais moo jël bayre bi. waaw capital la moo tax capital mënut a ñàkk jël bayre. mënut a ñàkk jël bayre bi ok léegi monsieur le ministre. xam naa ni xam nga nag sa gars yi may jox ay mouchoir ak yooyu. nañu xam ne. waaw man kaw-kaw la. waaw béykat la ñun ay kaw-kaw la. ñeme naa ñaq ñeme naa coono. man tam kaw-kaw la. maa ngi leen di sant mouchoir yi baax na lool. mais fi toll gerte gi sax moo waroon ñëw monsieur le ministre. émission bi gerte mbala ataaya sax jaayante ko donc. mais gerte sax moo waroon ñëw wala ataaya sax wala dara sax mu ñu gisee jaaykatu gerte wala yooyu mu jaay ju gerte parce que man xam naa ni. bu ñuy di woon gerte moom man nag ku bëgg gerte la. ah bon masque yi ma ciy jaaxal nag xam naa dindi masque yi gerte. Sénégalais yi duñ ko mën a comprendre. waaye bu ñu paree ñu dugg ci biir. ok monsieur le ministre lan moo la gën a neex ci làmb. ma wax leen nag lu lay xaw a jaaxal du la jaaxal sax parce que xam nga ma man làmb li may daaneel mooy wëy yi ak njuug yi moom. wayu kan. wëy séeréer yi moom beneen affaire la man defe naa ne des fois sax. Khady Diouf
wala nu mu tudd. wayu séeréer rek. wayu séeréer boo tuddee bàyyi kenn. waaw mën na ko métti. wayu séeréer ak tëgg xam nga le rythme séeréer il est riche. te xam nga ko yow. xam naa ci dara. loolu ni may def beneen affaire la. Maaw jërëjëf fii nag ministère bi dama fi am sama mag boo xamante ne nii sama mag la sama lépp la Mbaye Jacques bokk si ñun nga jël ko dugal ko ci biir ministère bi jox ko fi ndomba tànk bu am solo loolu yëpp ñun ñëpp nga ko defar ñun taskatu xabaar yëpp nga ko defar muy koo xamante ne nii ku am personnalité man sama mag la personnellement Mbaye Jacques mais monsieur le ministre gis nga lii xam nga lii neex na de monsieur le ministre. am na solo lii neex na de. am na solo trop. man de dukkat naa fi dukkat yoo xamante ne xam naa dama toog ak ministre rek moo tax mais kon sinon dem naa bu yàgg. waaw mais ministre de bu la gisee ngay njuukit yow ci sa liggéey la bokk. dëgg la man bu ma njuukee nag mën naa jaaxal. dëgg la mais monsieur le ministre mës nga njuuk. waaw mës naa njuuk bu ma la nee mosuma yëngatu ci way yooyu daf la du doon lu dëppoo yi. kon way yooyu moo lay yëngal ba nga. waaye nag fa ma koy defee du am ku ko nettali. waaw mais pourtant président de la république toog na daal ne xaw ma rooga dem na koluñ am koluñ ca waaw mais loolu c'est comme président de la république déedéet loolu communication la du fecc communication la loolu day wone ne na nit ñi généré te bàyyi soxor dëgg la parce que loo bañ ngóor muy taw ci toolam parce que yàlla mooy yore taw mooy koy taw fu ko neex kon bañ nit amul solo day tarrel doomu aadama. monsieur le ministre est-ce que xam nga ni sportif yëpp dañ la bëgg mais njabootu làmb dañ la bëgg. maa leen gën a bokk. est-ce que xam nga loolu maa leen gën a bëgg parce que ci laa bokk. moom laa la Sénégalais man yëpp la njabootu lamb dañ la bëgg. waaw parce que xam nga lan la Lamine man dama xam ñi nekk ci acteurs yi lamb yi. kenn gënu leen. dëgg la c'est des nobles ñiy bëree ay borom yi jom lañ tapet du taxaw sumeeku di dóorante ay kurpeñ. ku dëgërul fit du sumeeku ay nit di la seetaan. déedéet. booy xool qualité yi ñuy wut ci nit yëpp lu ci gën a bari mu ngi ci ñi nekk ci lamb ji. lamb ji da ngay gis ku sañse ba ngoon jot du amul mbër amul dara nekk ab amateur am fay biyam ñoo toog moo tax képp kuy def violence ci lamb nekkoo amateur dëgg amul sax ku mu faral day ñëw ba pour bànneex. dëgg la wut bànneex doo xeex. déedéet mais monsieur le ministre. dimbalante bi nekk ci biir lamb ji solidarité bi. amul fenn de. di nga gis mbër mu bëree ba pare lebi dépense. dëgg la de nit ñi jël ko lépp da koy jël. loolu nag. wala nga gis lu am solo la wala nga gis ñun ñii lamb am. Mbaye Jacques ñun ñu yéeg ci kaw tribune bi kaañu ba am dépense une semaine. waaw lamb manqué nañu de. waaw yéen de. lisaan lamb manqué nañu de. yéen nag kenn mënul ci yéen dara seen dóor a dëgër ngeen dóor rek mu yëngatu moom. mais léegi monsieur le ministre ñu wax ci parce que xam nga tey damay dem Kaay Mor
Kaymoor laa jëm dëkku Saloum Saloum yi fa laa jëm. Kaymoor waaw Kaymoor laa jëm Saloum dama bëgg dem dugg ci île yi. monsieur le ministre yaa ngi biir Saloum. waaw xool affaire booy Jamaïcain laay àndal xooli roi des arènes Gambie boobu nu mu tuddati xoyantaan. waaw Jamaïcain de dañ koy ñaanal yàlla may ko. waaw non sama doom la sama doom la. xale la mais boo ko dégloo muy communiquer rek da ngay am espoir ci làmb. mbusum xale mu ñu sol yàpp parce que du wax lu tegginuwul day wax lu am solo. ak garaaw la xam naa ne invité na ma Lambam Dia. waaw même ministre des sports ba foofu sax invité woon na ma. mais finalement jot mayewu ko. dëgg la waaye du ñàkk benn yoon parce que li muy def dundal Sénégal bi la. dundal relation Gambie ak Sénégal. dëgg la sama doom la de loolu am solo. sama doom ko jàppalee dina dem. sama doom la mais monsieur le ministre titre roi des arènes nan la ñuy def ko xanaa mission CNG bii di ñëw bu bees bi ak suñu président bu bees bii di ñëw xanaa kooku mission bi. dina ci bokk président bees bi ñëw. damaa wax ne ni CNG mission mi ngi jeex. non boo nee CNG rek ma tontu la waaye boo nee bu bees ak. non dama ne CNG bu bees bii ñëw xanaa sax prérogative am dina ci bokk ñu xoolaat organisation kan mooy roi des arènes. da nga bëgg daal ci mission yi. ñu ne leen def leen tout pour organiser. ñu am véritable roi des arènes boo xam ne ay textes partagés la. waaw ñëpp xam ne nii mooy nga mun a def pour nekk véritable roi des arènes. waaw loolu de xel mu rafet la mun nañ koo jël. bàyyee ko xel. ok def benn tournoi parce que Balla Gaye sax mi ngi ko doon wax ci sama benn émission moo am ak moom ne nan la ñu war a mën a def ba organiser waat xool tournoi seet VIP yëpp ñu tëgg ci benn. non VIP yi rek du làmb ji. dëgg la. roi des arènes bu ñu koy organiser li mu war a ëmb day bari. tournoi VIP mën na am. tournoi petite catégorie mën na am. mais tournoi roi des arènes aussi mën na am. lépp nag charte ya koy tënk. moom mooy déterminer lii xew. ok mais monsieur le ministre am na tamit loo xamante ne am na xam naa ni émission yëpp ngay seetaan émission lamb yëpp ngay seetaan mais xam naa ne doo rate jongante loolu leer nga gis ma jël benn mbër wulli mu am benn rubrique boo xamante ni ci rajo bi les 15 minutes de wulli la ci télé bi les 5 minutes de wulli la noo dundee loolu décompressé boobu gars yi décompressé. xam nga wulli nag. wulli na nit ba muy bëgg a dee ñu wulli ko ba muy bëgg a dee wulli moom dañ koy wulli rek. tey nag dina wulli gars yi ci lii mu commencé. parce que wulli nit ñee ko bëgg te yàlla tax. dëgg la mais li tax nit ñu bëgg ko mooy xolam bu yaatu rek. wulli ku ko déglu am problème sax di nga ree ba tëddi. mais kuy bëggal nit ñi il faut yàlla jàppale la. dëgg la te wulli ñëw na ba sama kër Fatick. xam samay doom. dëgg la jàppe ma kilifa pas ci ministre des sports mbër. mais kilifa ci àdduna ci nii ma koy ñaanal yàlla li ngeen ko wóoloo ba jox ko mu am ci ndam. wuli nit ku baax la. te ku tudd wuli tudd yaaw jaal. yaaw jaal ñëpp gis nañ ne des fois day ñëw tëdd ci sama kanamu oto ne du dem. dëgg la. xam naa Ablaye Wade day sëriñam waaye defe naa ne sëriwuma sëriñam. non sëriwoo ko moom man xam naa ne sëriwoo sëriñ. man moom tamit su ma rakk la. léegi sax nee na moom Macky Sall. mun naa doon sëriñ sax moom xam naa ne. parce que bu ma songee rek. mu ngi bëgg ma ñaanal ko te xam nga bu ma koy ñaanal Macky Sall. mais xam nga bayrem sax daa xaw a wàcc nag. mais léegi garde rapproché la nag. na ngeen ko moytu surtout gars yi koy song. waaw na ngeen xam ne mu ngi ak diplôme. won na ma diplôme garde rapproché. wuli won na ma permis de conduire am. loolu nag li tax ma koy café te muy dëgg mooy mbër yi nañuy bëre te am profession. loolu am solo la. am na solo mais monsieur le ministre man dama kontaan trop ci yow dama koy waxaat damay wax sénégalais yëpp nii. sama xarit nga du étiquette ministre bi. xaaruma ba nga nekk ministre nga nekk suma xarit. suma xarit nga suma frère nga. li ma naqadi di nga ko xam li ma neex di nga ko xam. mais li ñu gën a neex ci yow mooy sa franchise. li nga mën li nga mënuloo ko loolu Sénégal yëpp xam nañ ko. ci yow man fi ma commencé woon rek foofu laay tëjaatee ñaanal la jàmm. ñaanal la xéewal ba président Macky Sall. confiance bi mu am ci yow yàlla bu mu gis yow lu mu la xeebee. parce que am nga dignité am nga personnalité. nee naa jiite lamb dong dafa metti sàkkatuma la jiite sport. ci Sénégal. loolu mu nekk loo xamante ni nii da nga ko jël rek delloowaat ko Sénégalais yi moo tax diisul ci yow. parce que lu ci nekk rek da nga ko delloowaat Sénégalais yi. léegi ñu ngi jeexal émission bi xam naa ne wulli dama koy jox après. mu jël les 5 minutes de wuli taxaw ci tali bi fii xam naa ne tey yaawu jàll lay jël ñoom ñaar ñu taxaw kata boo amoon taw lay wax ci réew mi ci tolluwaay bi ci corona bi ci cadre politique ôte-toi que je me mette bi xastante bi dóorante bi galgalante bi lan nga ciy wax. waaw damay sant d'abord ñëpp ñuy liggéey ministère des sports tous les agents les directeurs ak képp ku fii xëy
di gërëm service yi nga xamante ni ñu ngi ci département yi ak région yi mais di gërëm l'ensemble des responsables yi yore fédération yi ak groupement sportif yi ak la presse sportive yéen ñëpp ci ngeen bokk leen ñaanal yàlla sàmm leen. amiin. li may wax nag ci corona bi ñaan naa ko kilifa yaa ngi ciy ñaan état baa ngi ciy liggéey yàlla na yàlla kattanal ba lépp luy lor wala luy corona génn ci réew mi nit ñi dellu ci seen sago. amiin. ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi di ñaan it sport bi gën a jëm kanam xale yi gën ci gis seen bopp te bu ñu benn tolof dal. amiin. te fu ñu jongante yàlla may ñu ci ndam ñu ñëw fii ci réew mi. mbiri politique nag li ma ciy wax mooy kuy politicien war ngaa liggéey ba image bu politicien rafet parce que liñ gis ci politique Sénégal léegi wuute na ak politique. politique dëgg mooy nan laay def ba sama dëkk jëm kanam. bu yàlla defee nga bañ nag mu defaat nga bañ bu yàggee yaa fay jóge. un président de la république dañ ko war a ñaanal mu am ndam parce que sénégalais yee ko fee teg. moo tax ñaan gi nga ma ñaanal. yàlla na ko yàlla def mais man maa ngi koy ñaanal président Macky Sall. dëgg la yàlla may ko ndam ci lii ñu ko dénk. képp nag koo xamante ne da nga foog ne wax lu ñaaw mooy tax sénégalais yi sopp la yaa ngi juum. sénégalais sopp nag ku am fulla sénégalais sopp nag ku généreux. sénégalais sopp nag kuy wax lu respectueux. waaye lu nit def nga ne baaxul foog ne yow mën nga. heure bu la yàlla nattoon sax ba nga ne fa la nga daan wax moo la fay jëlee. kon na nit ñi xam ne yàlla mooy tànn njiit. nit nag mën ngaa gis loo jàpp ne doxul nga wax ko na nga ko war a waxee pour ñu defar. waaye wax rek pour yàq ku ci nekk ku nekk yaa ngi tardé sa bopp. kon la jeune génération qui fait de la politique ñi nga xamante ne ay mag lañ di def politique nañu sóoraale les 14 millions de sénégalais xam ne dañuy déglu di am jàngat ci suñuy jëmm ñuy wax li ñu war a wax di def li ñu war a def te loolu saaga bokk ci xastante bokk ci waxante lu ñaaw bokk ci tamante dëmu bokk ci. kon ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi. mbokk yi kon mi ngi noonu rubrique bi jot na muy les 15 minutes de Wouly mbaa les 5 minutes de Wouly les 5 minutes de Wouly wala les 15 minutes de Wouly dafa am noo xamante ne nii noonu la ñu koy amale. oh kon les 15 minutes de Wouly. ñu ngi fii tey ci ministère des sports bi ñu ñëwee nag ci ministère des sports maa ngi nuyu ñëpp ci caméraman bi maa ngi ànd ak Nisaan Seri Looti ak Aline Diagne mais dina fi ñëw fekk fi Yawou Dial ndekk ministre des sports Yawou Dial la bëgg a dénk CNC ma ñëw fekk mu ko recevoir Yawou kaay Yawou tey dama ñëw fii fekk la fi kon yow ministre bi yow la bëgg a dégg CNC mais balaa caag ma nuyu sama rak Jamaïcain di nuyu sama soxna Ami Ndey Sali John Aline Diagne di nuyu sama doomu ndey Kara Mbodj Seri Fatou Mbaye tuuti Ndiaye aussi maa ngi koy nuyu doomi Mbaye Ndiaye ministre la ministre des sports sama père sama xarit Mawo Cissé Seri Amina ak Asi Gueye Asi nag magal gi day jaay laxasaay yu baax yow allo. waaw laa ilaaha illallaah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. waaw ba ma sante sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom Maxim Axla sant sama sëriñ Ablaye Wade di sant Ibrahima Sall seet maam Thierno Birahim Mbacke borom Daaru di sant sëñ Fallou Tracer di sant Aldo ak Grand Bira maa ngi sant yàlla di sant Sénégal ñëpp di sant nag monsieur le président Macky Sall si liggéey bi mu liggéey si dëkk bi ak jàmm ji ma amante ak man. ministre des sports muy Matar Ba sama nit la sama waay la tey bu ko neexoon ne Yawou mii nit Ablaye Wade la amul ak man affaire te boo xoolee kanam kaso la kooku tëjal mu kii ko mais dafa ñëw ibbi ma lépp tey na ma amoon benn liggéey boo xam ne monsieur yëngu temps yi muy formation garde rapproché. waaye yow dama ne yow looy def fii yow dégg naa ministère bi daa bëgg a jox CNC. non loolu taxuma ñëw ma dama ñëwoon pour indi fi ay projets yoo xam ne dama ko war a teg sama diggante ak ministre bi. waaw xam naa gis naa ko mais yow ministre bi yow depuis ay at kenn gisu la ci lamb ji lan moo tax. Wouly xam lu ma jaaxal si yow. waaw yow Kara Mbodj boobu ngay tudd. non Kara sama xarit bay jàmbur. yow yaa ma defal nag Kara Mbodj bii ngay tudd. te pour nga wax turam ba jaar tur jabaram sax mën nga fay dem marché ba dem ba ñëw xam nga nit ki bu lay sagoo da nga ko war a
da nga war a bégee Kara Mbodj comme da yow amoo foo dëkk amoo kër boo dëkk ak Aziz Ndiaye sax te foo turé nga ne Aziz Ndiaye man daal baaxawee Aziz Ndiaye man gisuguma ko wuli ndaxte no defal naa ko baaxawee Aziz Ndiaye boo gisee man gisuma ko fii la ko gaynde doon jox xaalisam yaa ma de pour mu dugg denc pour mu tukki fexul ba gaynde tukki man maa tax mu tukki yaa dëgg mais nag comme dañu lay bëgg man dama bëgg Aziz Ndiaye nañu wut kër wala oto teg ko sa loxo xam la ndaxte mënoo nekk si télé bi chaque jour wala chaque guddi nga nekk seen kaw te mu ñu defal benn investissement man maa ngi ni barke dem Mor Ndiaye la bu Sénégal yëpp xam ne sama diggante ak Ablaye Wade wuli mootu ba président la mootu non voilà président voilà yow mer nga léegi da ngaa xewi non xanaa yaa bëgg xewi loolu nag doom day wuli xam nga man mën a xamal gars yi nañu lay gëstu te gars yi mënul leen di leen animer guddeeg bëccëg di leen jàppale guddeeg bëccëg te mënuñu la jox chaque jour nga dëkk Médina suba nga dëkk Parcelles gannaaw suba nga dëkk Golf léegi fu mu doon yaa ngi dëkk sama ginnaaw kër kon maa ngi lancé appel Kara Mbodj maa ngi lay lancé appel kër mbaa oto léegi Aziz Ndiaye moom xam naa fu ma ko fekk si dëkk bi moom dinaa ko tur ay gauche droite yoo xam ne lu yàlla xam te ndax mu jàppale la ndaxte wuli da ngaa sonn si gars yi koo turé ñu ne ma wuli seeg nag du dara nag quoi nit ki booy nekk si moom da la war di jàppale mu ne ma yow tam da ngaa ñàkk fay yow foo toll Kara Mbodj jabaram patati par yow daa wuli amal fula yow amoo benn fula sa bopp ah da ngay am fula Kara Mbodj sama xarit la jabaram sama xarit la feex dama non Kara Mbodj dama doon oto Kara Mbodj fu ma ko jàpp moom ay coup laa ko dóor waaye nag Sakho Jaafar Sakho mooy Jaafar Sakho si boppam xaw ma ko xamoo ko Jaafar Sakho mel ni bu mbiri naa xamoo ko Kara Mbodj laa xam sama oto préparé ko wala coup yi naaw yéen moom xam ngeen mais lan moo tax léegi yow wuli da ngaa béy lam wala bàyyi ma xanaa ngaa fàtte coronavirus bi Macky Sall lu mu wax corona max mais man damaa dégg ñu ne CNG Mata Ba yow la ko jox dama ne CNG bi xaw ma nag Alioune Sarr daf fi nekk xaw ma nekk waaye bis bu nekkulee ma dinaa kaas man dama bokk CNG bi ndaxte Alioune Sarr dafa nekk koo xam ne gor la géer la Alioune Sarr dëggam bu mu xool ju mu dëggu moo da gars yi een ko barke salaati fan ndaxte ak ni ñu fi mbër ñu dem ba hôpital ba di ko neexal ba koo graisse mi ne mukk jub rek xam nga juboo mu jub jubboo mu jub moo da gars yi xaw koo contre mais Alioune Sarr xam naa ne moom état bi buñ jiwee ba jëlee fi Alioune Sarr gisuma leen mbaxu man yaaw jaal maa xam nga man li tax ma foog la Youssou Ndour roi di balax waaw def la woy te loolu yombul kooku damay koy ñaanal yàlla na yàlla guddal ay fanam Youssou bëggul du wax def di wax bëggu ko lépp sutur la am na loo xam ne boo ma wax looy rek mën naa dépassé te kilifa gi bëggul loolu man tamit dama koy ñaanal yàlla te TFM bi comme ni ma ko waxoon futuru Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam àgg yàlla na fa TFM àgg ndax ma daan fekk hôtel de ville pare ma ne ko Youssou mi ne mën naa max sa télé bi ak rajo bi dina réussir ba tey li am tey bu ñëwee ba ibbi TFM délégation sama jógoon pare si la bokkoon jamonoy Ablaye Wade kon boog mënuma lu dul lu ko ñaanal war a gudd bu ko neexoon ne yaaw mi nit Ablaye aw maag moom affaire kon boog dama koy ñaanal yàlla Youssou yàlla na yàlla jàppale sa liggéeyu ndey sa barke baay si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam si barke alquran karim voilà mais nag dama fay fekk aussi sama benn xarit kaay ki El Basir la tey ngeen reetal yow kaay deme na El Basir dama ko fekk fii dama fekk El Basir fii ci ministère bi ndeke Matar Ba kii la bëgg a jox CNG bi pour mu doon seen porte parole bi Matar ministre des sports kii la bëgg a jox pour mu yore porte parole CNG bi na nga def ministre yow kii nga bëgg a jox pour mu yore porte parole CNG xam nga ne li mooy lam di yàqu ma lay ziar di dosaw wala yow sama nit nga sama nit nga yow borom baax nga léegi damaa bëgg nga waxal ma jabari Kara Mbodj ni mu tudd Fatou Mbaye jabari Kara Mbodj ni mu tudd Fatou Mbaye léegi directeur TFM ni mu tudd non directeur TFM laa wax TFM télé bi Ndiaga Ndour directeur RFM nu mu tudd
Assane Gueye loo wax directeur RFM lu mu tudd Assane Gueye xam ngeen ne kii vraiment maa ko tane quoi mais dama la bëgg nga wax ma coronavirus coronavirus waxal ma bisaan bisaan waxal maa aussi aussi wuli dama aussi remercier borom kooku la Aliou sa xarit waaw mais maa ngi lay siyaare mais non yow est-ce que am nga jabar non amagu jabar mais aussi c'est l'occasion pour gars yi lancer entreprise yi gars yi au moins gars yi may benn quota gars yi dëri gars yi dañu gars yi du leen nangoo jël gars yi dañuy jàng so bu ñu am arrêté c'est trop gars yi wala lancer kër gars yi jàppale gars yu dëri parce que dañoo sos a gis. xam waxal la ko xam wax la ba nga dee nee na dafa bëgg entreprise yi nuy jàppale gars yu dëri yi loolu parce que moom aussi dafa jàng bu yor ay kayitam mais dama laa laaj yow boo amee gel noo koy doxaane. bon ça va dama koy envoyé message dama koy envoyé message. maa ngi gërëm ki ma sañseel tey nag laay bu def moo jàll ci jiin bi dali Ibu Maquette Colobane ah non tuxuma de dali Ibu Maquette jiin bi laay bu def mayo bi nag jaaxo mi ne Espagne mais Bawol boutique Touba Sénégal aussi sol na ma Jibi Jon di gërëm sama soxna Salimata Jon di gërëm Henriette Mbaye Diop ak Amina di gërëm Ibrahima Ndiaye oto sama xarit la di gërëm aussi Kara Mbodj ak Naar Mbodj Ousmane Mbodj Ablaye Mbodj ak seen yaay Aram Gueye di gërëm aussi jabarib Kara Mbodj Fatou Mbaye. mais monsieur le ministre kontaan naa trop les jumelles maa ngi leen di gërëm ah kontaan naa ci yéen trop ah samay jarbaat lañ samay xarit lañ ah waaw ñii moom samay jarbaat lañ spécialement parce que am nañ personnalité am nañ dignité te xam naa ni yow doo jël mukk ñoo xamante ni nii seen image rafetul nga koy collé ci sa image ay xale yu seen loxo set lañu samay jarbaat lañ ma leen di gërëm et je vous fais un coucou ah les jumelles kontaan naa ci yéen trop grand Baye Jacques kontaan naa maa ngi gërëm tam waa ministère bi yëpp parce que des fois damay ñëw sax brûler protocole bi mais dañ ma ciy bàyyi Ndiaye drapeau kontaan naa ci yow jërëjëf mon grand maa ngi lay béggee bu wér Alioune Diagne ci caméra bi ah Alioune mon frère kontaan naa Mbissane
je vous remercie maa ngi leen di kontaane bu baax Ablaye Diop. maa ngi nuyu aussi les laveurs là. waaw ñoom ñu ngi lay gërëm sàcc naa ba def fi benn reportage parce que ñoom moom suñuy xele lañu te daan doole rek a tax ñu jóge seen dëkk yi ñëw fi. li ñu wax léegi sax dafa am solo am nañ yar bu ñu amuloon yar peut-être sama xel du dem ci ñoom. dégg li ñu wax nee nañu sa oto rek la ñuy yàkkamti raxas parce que bu ñu paree dañuy ñibbi. waaw mais suñu xarit am na ci solo trop ah. may gërëm Mbissane Alioune Diagne Jamaïcain jërëjëf en route vers Kaymor ah. léegi nag mbokk yi mi ngi noonu ministre des sports la woon Matar Ba def nañu émission bi ci décompressé wàccee ko bureau mu ñëw toog mun ko enjoy ak sénégalais yi ah ñuy gërëm di sant di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla na fi yàlla jëlee masque yi ci jàmm ak salaam jëlee fi coronavirus ci barke alxuraanu karim le président Macky Sall ku xool xam ni mi ngi liggéey réew mi yàlla na ko yàlla may kattan fu mu ko yeggalee ci barke yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mbokk yi jongante mu ngi noonu ah.